comme niñ leen ko waxee woon tey ñoo ngi fii ci Koyel seet si fi benn mouvement muy mouvement suqali sunu gox ànd suqali sunu gox fekk si leen fii tey ci hôpital Koyel ñu fi doon amal quelques liggéey yoo xamante ni ci hôpital bi la jëm balaa ñuy dugg ci waxtaan bi nag damay bàyyi ñu présenté wu ñi nga xamante ne tey ñoom lañ fi am comme invité ñu présenté wu ñu soog a sóobu ci waxtaan bi sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokk yëpp di jiital nuyu bi ci ñuy fekk si tey waa Koyel di jiital nuyu bi ci borom dëkk ak directeur poste de santé bi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen remercier ci mbooloo mu ñu àndaloon ñëw fii tey ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier di nuyu waa BC Média di leen wax dal leen ak jàmm di leen wax maa ngi tudd Medoune Camara bokk ci ànd suqali suñu gox nekk porte-parole aussi encore maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci émission bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Mamadou Diallo dëkk yu na français man maay président d'organisation du mouvement ànd suqali suñu gox. maa ngi nuyu mboolem ñu fi nekk maa ngi remercier ñu ñëw si liggéey bi yëpp. di remercier yéen journalistes yi bàyyi ma kenn di nuyu ñëpp di leen jaajëfal. waaw sëñ bi d'accord. asalaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñu fi teew ñëpp di leen jaare man maa ngi tudd Aliou Seck dëkk Siwal maa nekk vice président mouvement ànd suqali suñu gox bi di remercier ñu fi teew ñëpp nag ci liggéey bi fii ci poste de santé Koyel bi waaw di rafetlu initiative bi macha allah di fas yéene dalal képp koo xamante ni rek yaa ngi fi teew ci boole si émission bi incha allah. ok. ok asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw ñun man maa ngi tudd Seen Touré dëkk Falifa représentant jeunesse de Falifa nekk en même temps organisation si ànd suqali suñu gox. waaw dañoo ñëwoon fii tey Koyel pour nettoyage hôpital bi bu jàppalante rek ak ñun waaye Koyel yi fexe nettoyé hôpital bi bu set waaw pour mouvement ànd suqali suñu gox salaam. waaw tey comme niñ ko waxee mouvement ànd suqali suñu gox est-ce que mën nañ xam kañ la mouvement bi kañ lañ ko créé ak lan mooy seen objectif lan moo waral ngeen créé mouvement bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyuwaat beneen yoon di leen wax ne mouvement bi mën naa la wax ne idée yàgg na suñu bopp bi mais mouvement bi mën nañuy wax ne tim ñu ngi fal bureau depuis le 8 bi passé mën nañuy wax ne mouvement bi amagul sax un mois le 8 dernier si la ñu fal bureau taxaw jóg pour liggéey kon mën nañu wax ne mouvement bi amagul sax un mois mouvement bi nag li ko tax a jóg bëri na expliqué naa ko mais du ma tàyyi du ko expliqué ndax ay ndaw ñoo jóg ñoo xam ne juddoo ci gox bi yaroo ci gox bi màggee ci gox bi gis na dañoo war a suqali suñu gox ñu ne pour ñu suqali suñu gox mooy ñu boolante suñu doole pour ànd tënku ci benn affaire pour suqali gox bi loolu moo waral mouvement bi juddu ñu jóg nekk ay ndaw xam nga tënku ci mouvement bi jóg pour suqali gox bi ndaw yi nag mën nañu wax ne ndaw yi ne ci gox bi ak ñu nekkul ci gox bi ñëpp la concerné li ma waxoon fee laay waxaat xataa man sama doom ci mouvement bi la bokk bawul kenn ndax mën nañu wax ne mouvement bi ba ñu jógee dañ ne mu ngi ëmb fukki dëkk ak ñett mais léegi mën nañu wax ne ëpp na loolu ndax am na ñeneen ñu ñëw pour intégrer mouvement bi kon gis nañ ne mouvement bi kat mouvement la boo xamante ni dafa jóg pour goxam loolu moo tax ñoom ñu ñëw pour intégrer mouvement bi l'essentiel daal la priorité mooy jafe-jafe yi ne suñu gox bi nan la ñuy def ba mu jógee koo fi ci lu ñu mën a dimbalee suñu bopp suñu poste lu ñu mën a utee partenaires yoo xam ne ni war nañu mën a dimbale ak li nga xam ne nii suñu àq la suñu yelleef ñu jox ñu ko ndaxte ñun Sénégalais leen carte d'identité nationale la ñu am li war a am Dakar moo war a am fii ndaxte dañuy fay impôt dañuy def lépp bépp taxe boo xamante ni képp ki Sénégal da koy def dañ koy def kon li war a am Dakar moo war a am fii lii di ndox état moo ñu ko war a yore lii di courant moo ñu ko war a yore lii di yoon bu ñu jaar moo ñu ko war a yore lii di fajukaay daf ñu ko war a yore te loolu dañoo gis ne dañ koo paan lii nag moo tax a jóg mouvement bi pour mu yëngatu ci acte yooyu noonu yi nga xamante ni mën nañ koo dimbale seen poste ak li nga xam ne état mën nañu ko dimbale ak li nga xam ne moo ñu ko war a def te defaluñu ko ñu joytu ko mu dégg loolu pour ñu intégrer ci loolu lii moo tax a jóg mouvement bi quoi. waaw tey ne ci say biir wax nee nga fukki dëkk ak ñett ñoo regroupé mouvement bi. est-ce que mën nañ xam fukki dëkk ak ñett yooyu yan dëkk la ak tamit est-ce que ça a été aussi facile ngeen dajale dëkk yooyu yëpp regroupé wu ci benn mouvement pour soobu ci combat bi. waaw yomb na yombul mais boo mbir bu ñëwee ci heure bu ñu ko soxlaa day yomb ndax mouvement bi dafa judd ci heure bu ñu ko soxlaa
loolu moo tax mu yomb pour ñu dajale fukki dëkk ak ñett ndaxte mën nañu wax ne yomb na ndaxte képp ku ci woo rek day wax ne day yàkkamti pour bokk ci mbir mi kon affaire bi yomb na dëkk yi lu ko dagg Ngeer ba kër Sambakuta Ngeer mooy premier dëkk boo bay ko Sambakuta booy njëkk a jot boo bay ko poste kon borom dëkk bi njëkk a jot bi Ngeer la Sambakuta moo nekk ci dernier bi boo xoolee dëkk yi ne foofu yëpp Njaañeen Siwal Yéenu Maan Yuuna Falifa Ngayen de Kët Mooda dëkk yooyu ñu ngi foofu Aras mu ngi foofu noonu Sanc Midile mu ngi foofu noonu dëkk yooyu yëpp ci mouvement bi lañ bokk ba Yéenu Maan Guinée dëkk yooyu yëpp ci mouvement lañ bokk loolu moo ko organisé mouvement bi te dëkk yooyu la ñu dajale woon pour ak Njawara mu ngi ci biir pour sos mouvement bi ba ñuy woote ñoom ñëpp ñoo ñu wëy si ñu taxawal mouvement bi fal bureau Aaron nekk président bi Aliou Seck nekk vice président bi man ma nekk ci protocole kii nekk ci président organisateur kii itam bokk ci ñi nga xam ne ñoo yor organisateur lii moo ëmb mouvement bi te ci lii la taxaw échange ci la tënku pour continuer liggéey tey tamit ñu gis ni bi ngeen créé mouvement bi def ngeen benn sortie waaw def ngeen sortie maanaam am ngeen benn open benn presse bu ngeen boo xamante ne defoon ngeen ko fan yi passé lan moo waral ngeen créé ko rek automatiquement ngeen organiser loolu peut-être da ngeen bëggoon a nit ñi xam ni mouvement bi judd na wala daa amoon lu taxoon a jóg loolu waaw li tax a jóg loolu mooy mu presse bi sax ñëw na ci boobu taxawaguñu sax bureau bi ndax dañoo volontaire na lii moom il faut ñu réaliser ko ndaxte boobu dañ koo soxla woon loolu moo tax ñu jóg ba ñu jógee rek kenn ku nekk dañ la wax ne indil sa idée ñu ne idée bi ñuy def mooy nañu def benn point de presse lancer benn message mooy paludisme jafe-jafe bu gën a rëy ci gox bi si la ñu organisé wu indi presse bi contacter presse yi ñi gën a xam ci Sénégal yëpp mën nañu wax loolu lu mel ni Walfadjri TFM ak rajo yi ne ci département Nioro yëpp ñu convaincre leen ñu ñëw ñu def benn point de presse wane jafe-jafe mooy fi ñuy jaar ndaxte lépp la priorité mooy yoon bu nit jaar gis nga loo gis si àdduna rek yoon ngay jaar pour dem te ñun li ñu gën a njëkk a manqué mooy yoon mooy palawir affaire bi nga xam ne ni gis nañ ne mooy suñu paan boobu si la ñu jóg def point de presse wax ci yoon bi ba ñu defee point de presse ba pare gis nañ nag presse yu bëri contacté ñu après si la ñu dem Pakala FM daal rajo dafa benn émission waaw foofu daal la ñu tolluwaale ci côté presse bi def nañ fa émission ba ñu ñëwee encore une fois tey ñu ngi door a génnaat comme beneen sortie quoi pour def waaw tey nee ngeen li tax a jug mouvement bi mooy xeex li nga xamante ne maanaam seen droit li nga xamante ne moom lañ leen war a defal ñu defal leen ko tey est-ce que mën nañ xam yan problème la population bi nga nekk moo xamante ne moo nekk ci côté yi ci dëkk yi nga lim fii yan problème la ñuy jànkoon waaw problème bi ñuy njëkk a am mooy jafe-jafe yoon ndaxte amuñu fu ñuy jaar ndax sànq ba may ñëw rek suñu borom dëkk xam nga la ma wax ba may ñëw mu ne ma amul lenn loo xam ne war ngeen koo jooy lu du yoon ndax gis nañu ñun lépp lu ñu ñàkk rek yoon moo ñu ko xëy ndax nit ki boo amul foo jaar ba dem ci moom doo ko mën a defar dara lii problème mooy nga am foo jaar ba yegg ci moom pour mën ko defar mais ñun amuñu fu nit jaar pour yegg si ñun léegi loolu mooy suñu première jafe-jafe deuxième jafe-jafe yi mooy fajukaay mën naa la wax su mooyee tey fi ñu ñëw fii muy Koyel ñaata kilomètre la sori na trop ak yeneen dëkk yi ne xam nga surtout man ma dëkk ci dëkk bi nekk dernier ci village yi fii si dex ga ak Koyel sori na trop te ñun bu ñuy jàqee suñu dugul Gambie fii la ñuy ñëw mu nekk loo xam ne jafe-jafe bu réel te ñu ngi tabaxal ay case de santé yoo xam ne ñu ngi foofu noonu dara amul ca ay jaan ñoo fay dëkk case de santé bi nekk sanc mili gis nga ko ay jàngalekat ñoo fa dëkk te wax dëgg yàlla mënoon nañ fay teg koo xamante ni man su ma gaañoo dagg-dagg sax ñu mën ñuy faj mais amul dara kon loolu jafe-jafe la courant moo waxi népp boobu moom dañ koy dégg rek foo dem ci dëkk gis lampe di leer suñu moyen bopp la mën naa la wax loolu mën naa la wax ne fii soo demee li ci ginnaaw nii amul benn dëkk booy dem fekk fa loo xamante ni courant la non non boo amee lu fay leer rek suñu moyen bopp la loolu tamit jafe-jafe gënu ko rëy te ñu nekk Sénégal ñu ne Sénégal émergent pourquoi émergent bi ñun gisu suñu bopp te dañ cee war a gis suñu bopp ndax ci askan bi lañ bokk te et puis ñun ay baadoo la ñu ngi jëngatu ci mbay ak sàmm mu nekk loo xam ne kenn mënul tudd développement Sénégal te doo ko ci boole te ñun ci loolu la ñuy yëngatu kon nag dañoo war a gestu la priorité loolu la lii mooy jafe-jafe boo xam ne moo gën a rëy ci gox bi. waaw tey tamit ñu gis ni mouvement yi bëri buñ juddoo peut-être am na ay mouvement politique am na yeneen mouvement yoo xamante ni ci ils ne sont pas politiques laale wuñ ak politique tey est-ce que mën nañ xam ndax mouvement ànd suxali sa gox mouvement politique la wala yéen da ngeen a jóg maanaam askan bi moo leen yitteel. waaw du mouvement politique askan bi moo ñu yitteel. waaw mouvement bi mouvement wu askan bi la.
lu ma leen soo xataa man sama doom ci la bokkoon loolu askan bi moo ko tax a jóg nekkul ma Samba wala ma Demba wala politique bi mouvement bi judduwul ci politique te ñi juddale mouvement bi nekkuñ ay nitu politicien duñu ay nit la ñoo xam ne nii ci développement lañ doon yëngatu pour dimbale askan bi seeni gox mën naa la ñu ci ëpp ñoo sos mouvement bi jóg pour liggéey ci loolu kon du politique képp koo xam ne yaa ngi laam-laay mouvement yi politique wala politique moo la teree ñëw intégré mouvement yi pour nga jàpp ne politique moo ko tax a jóg politique taxul koo jóg ndaxte mouvement bi nekk luy judd tey nekk dee tey mais dafa nekk loo xam ne luy continuité la kon loolu politique taxul jóg ndaxte politique li ci ëpp bëri mën na judd yow nga ànd ak comme ma ànd ak yow nga gagné élection nga nekk président xam nga li am na loo xam ne day dee sama côté léegi la loolu taxul jóg mouvement bi dafa nekk mouvement boo xam ne nii idée yu mu am continuité la incha allah rabbi loolu idée yooyu la mouvement bi am mais mouvement bi nekkul ci politique nekkul ci leneen loolu moo lal mouvement bi jóg rek pour dimbali ak goxam dafa gis na goxam dafa faible trop te dañ koo fàtte lii moo tax a judd mouvement bi mais pas politique tey tamit gis nañ ni depuis ngeen créé mouvement bi li na ngi taakale ñi nga xamante ne tey ñee suñ dirigeant comme le maire Ousmane Gueye ak ñeneen ñoo xamante ne tey ñoo ngi ci gox bi waaw ba ñu bëri ñoo ngi naan peut-être am na ay politiciens yoo xamante ne ñoo ngi seen ginnaaw di leen jàppale di leen pousse ngeen jëm ci kanam est-ce que jàppo ni loolu tamit parfois dëgg la non parfois xam nga li problème bi mooy xamoon nañu daan nañ daje ci ay yenn milieu xëy na loolu tax su mouvement bi juddoo seen xel daj loolu mais ñun nekkuñu ay politiciens ndax waxoon naa ko keroog ngànde man leader yi ma gis si gox bi gisuma sax ku ma ci attan man kenn sama bopp te bëri naa ci morom kon suñu jogoon pour politique dañuy jóg pour suñu paaru bopp mais dañuy jóg tafu ci kenn wala kenn ne suñu ginnaaw déedéet loolu amul waaw maire nag kantaa ñun lu ñu am problème bu ñu am diggante man ñun ak moom mooy dafa bëgg ñu dem ci moom te ñun demuñu ci moom ñun dañoo jóg pour suñu askan kon duñu seeti maire ndax maire depuis mu nekk ba léegi li ñu gis mooy digg la fi nekkee mandat bi yëpp yow gis nga lu maire inauguré amul projet yi ñuy reyee non lan lay amul am na lan lay inauguré non da ngeen di naan tey boo ne gisoo leen ci seen bopp on peut comprendre mais inauguré wul dara loolu non ce n'est pas loolu mu am wan moom waxuma lu maire inauguré non gis nga ko non parce que projet na moom mandaam am na ñu ci gis seen bopp waaw peut-être yéen gisu leen ci seen ñun bopp gisuñu suñu bopp am na ñoo xamante ne maire. tey buñ sañoon bu élection jotaat ñu jiitalaat maire déedéet non am na utal micro trottoir non wana benn doo ñaar am na parce que waaw déglu ma expliquer li ma gis nga maire ñun amuñu problème ak moom li ñu diggoon dañu ko delloo maanaam daf ñu dig jusqu'à présent digg yooyu gisuñu ci dara ñu dem di dénoncer loolu muy démentir loolu te fekk loolu moo am xam nga nit ki li nga dund ak li ñu la nettali bokkul ñun li ñuy wax ak moom dañ koo dund à 100% c'est la première fois dañ koo dundatu ko ndax ñun ñoo ko fal daf ñuy fekk ñu ne ci jafe-jafe ñu wax ko suñu jafe-jafe loolu tax ñu woteel ko sànni ko carte mu ñuy dig jusqu'à présent gisuñu dara dig yooyu nag lañ koy fàttalil mais du en ko wàllu dara dig yooyu mu doon diggee la ñu bëgg mu defee ko ñun gis-gis boobu la ñu am mais gisuñu amul benn problème bu ñu am suñu diggante moom na def non na def réalisation yi mu lu ñu doon dig na ko def bu ko defee rek du ñu am ñoon ak problème mais fi deful ko dañ ko wax ne ko yaa ñu digoon te defoo loolu moom mënu ko bañ daf ñu digoon te deful te maa ngi dégg mu ngi intervenir ci waxam di wax ne ñun fan la ñuy jaar pour dem Gambie fay ñun man la ñu dëkk frontière mu ñu laaj fu ñuy jaar pour dem Gambie xanaa kon moom xamul goxam bu fekkee moom xamul goxam na dem gëstu jiwaat goxam mënul dëkk ci frontière di laaj nit ñi fan la ñuy jaar dem Gambie pourquoi sax loolu waxoon na ko sax la na bàyyi yooyu yeneen détails yi muy def yooyu amul sens. non peut-être li ngeen di naan amu leen yoon wala yooyu moo tax amuñu yoon pour Sénégal amuñu yoon bu ñu jaar pour ñëw Sénégal bu ñu amul yoon bu ñu jaar pour ñëw Sénégal am na yoonu ginnaaw bu ñu jaar dañuy yéegi tali Gambie tali la ñuy jaar ñëw frontière bi ñëw ko su ko rek loolu moom ku nekk xam na ko am nañu oluyer boo xam ne nii Gambie lay béyee ko ñëw duggee ci noonu jël ay nit jaaral leen tali bi yoo xam ne poste bi lañ war a ñëw ñu jaar frontière bi ñëw poste est-ce que loolu du gàcce te ñu dëkk Sénégal di bénéfice wu tali Gambie du gàcce Sénégal te ñu ne ñun Sénégal émergent wala ñun ëmb Gambie loolu gàcce la sax suñu dëkk ci frontière bi yooyu la ñu bëgg mu jeex ndax dañ yàgg di ko dund bu ñu duggee foofu ñu lekk suñu xaalis di ñu laaj ay espace et tout ça te normalement te ñu dëkk ci frontière bi. ci problème yooyu la ñuy ñëwaat defe naa problème yi du problème yoon kese. ok am na tamit ci côté santé bi. y a des problèmes. donc est-ce que mën nañ xam tamit ci côté santé bi yan difficulté la population bi di jànkonteel pour. mën a faju difficulté bi moom bëri na li ma la wax passé na amuñu jaaruwaay. pour jot ci Sénégal li ñu fi am ci poste de santé yoo xam ne mën nañ fi faju lu mel ni Koyel ak poste bi mais amuñu jaaruwaay bu ñu amul. bu ñu amee urgence dañuy dem Gambie ndaxte moo ñu gën a jege. ndax li fu mu toll nii su ma départ pour ñëw Koyel nga départ pour dem Gambie yow di nga dem faju ba ñib si ñëw tëdd na man du may sa Koyel te loolu yëpp jafe-jafe yoon moo ko waral. moo tax suñu amee urgence la instant yi dañuy dem dugg Gambie ndax benn poste de santé moo fa nekkoon xëy na Pape Touré dina si ñëw doon xos-xosi à Falifa ñu jël médecins yi fa newoon yóbbu leen feneen jusqu'à présent dara neewul te boobu moo fa nekkoon boo xam ne moom lañ daan tene suñu jaaxaan fa lañ daan dem su tëyee ñu door a ñëw Koyel
mais boobu amatul benn médecin dara nekkul fa instant ñu ngi ko waat. ok donc ci Pape Touré moom dañuy tourné lan nga mën a ñu mën a indil ci li mu wax lan nga ñu mën a appuyer ci problème yooyu nga xamante ne tey moom la population bi di jànkoonteel ci wàllu yoon lan nga ñu ciy indil. waaw population bi moom ñi jànkuwante ci wàllu yoon. moom métti na métti gi foofu natt paase na foofu. waaw yoon moom ñun dañ comme lu kii wax rek dañ koy dégg rek mais gis ñu. waaw de suñu tool. jamono samedi passé dem nañ fay ngaan leen di suñu problème yooyu. di wax suñu jafe-jafe. suñu jafe-jafe bëri na lool. muy problème mu yoon muy problème mu hôpital muy problème mu ndox problème mu courant te problème bu ñu am ñun bëri na. te dañoo gis ne. suñu morom yi di def ñu ngi koy def muy lan li gën a am solo mooy fay lemb dañuy fay lemb chaque année dañuy fay lemb ba mu mat kon defe naa ne li suñu morom yi am ñu sukkandiku ci lemb bi war nañ ko mën a am mais ñun gis ñu dara maire bi bu mu nekk ba léegi digg la fi nekkee diggoon di diggee ba ne hôpital poste santé bi nga xam ne moo nekk Fatick nga xam ne moo nekkoon suñu yaakaar sax jamono yi muy dox mu ne day ñëw toj ko tabaxal ñu beneen poste bu mag ñun anam bu ñu woon daa ko ci tëj boobu ñun bu ko tëjoon fan la ñuy njëkk xamante ne médecins yi xam ne jël nañu ne déplacé mënoo dellu si sax médecins yi fa nekk kon boo tëjoon kaas kii yoon poste santé bi kon ñun fan la ñuy jëm fan la ñuy fajoo wax na ba ne bu muy liggéey kaas kii bi kër Sambakouta bi nee na boobu poste santé Fale bi nekkagul kaas amélioré te nag jamono bi ñu liggéey kaas boobu médecin bi mu ngi liggéey si poste santé Fale bi kon moom bu waxee loolu fan la ko teg kon mu ngi wax loolu mais xam na ne moom biir commune am xamul ci dara kon am na ko ñoo xamante ni doxul ci jéego mu ci war a dox kon day wax lu ko neex rek mais li muy wax tamit ko fekk. mais est-ce que jàppoo ni tamit comme li ngeen di revendiquer comme que da ngeen ni mouvement ànd suqali sunu gox est-ce que foogoon ni tamit combat bi maanaam liggéey boobu yéen a ci waroon a jiitu tey maire soog leen see fekk si maanaam ngeen jóg jël seen initiative bu bopp. ne puisque ne ngeen seen poste ngeen di demee ngeen commencé tàmbali ñu xam ne ñii bëgg nañ yoon ñu mën leen a jàppale ci loolu. d'accord ñu ngi si parce que comme lu kii wax mouvement bi bu mu sosoo yàggul. parce que dañoo dem ba xam ne ñun il faut ñu jóg. jéem a mobiliser wu def benn affaire. ndax gars yi ne leen dimbal lañ ci fekk loxo borom. loolu la Ndiaye wax. waaw poste santé bu Fale boobu muy wax poste santé bi du balaa ñu ko gouvernement di reconnaître. ñun ñoo fexee poste santé bi taxaw. ñoo jënd suñu garab pour suñu équipement di fay suñu médecin 1 an 6 mois ñu amoon médecin bi problème après ñu dàq ko nee na après moom dàq boobu sax nee na moom yëngu ci dara loolu fan la ko teg naka ngay amee médecin muy liggéey sa gox nga nekk ci commune bi. mais attends tamit xam nga tey maire moo ngi fi mais dëkk bu nekk defe naa am na ku ko fa war a teewal ku ko fa teewal. ak population bi tamit manquement bu am seen dëkk ñoom ñoo ko war a wax maire dem ba ci maire bu ko jaree ñu wax ko mais bu fekkee ni tey da ngeen di am ay problèmes yoo xamante ne da ngeen koy bàyyi seen biir denc ko seen biir du ngeen ko dem yëgal maire moom tamit mënul xam lépp loo xamante ne tey mooy xew ci localité bi. si maire yëg na ko parce que man sama papa moo nekk président comité santé bi. dégg nga borom dëkk mu fa amul lenn loo xamante ni xew na si problème mu médecin boobu. te waxuñu ko maire waxuñu ko préfet amul. bi ñu ko daaxee ba nga xamante ni daax nañ xam na ne ñii rek nekk fi ñu taxaw instant bi pour nga jëlee leen fa du yomb dañu wëlbatiku daal dañuy jéem a forcé. ñan ñoo ko dàq. ñun waaye dëkk bi ñoo ko dàq. yéen a dàq médecin bi. ñoo dàq médecin bi parce que doon day liggéey di yàq soxla ñu koy liggéey di yàq ñu ñoo liggéey suñu alal gouvernement joxuñu kenn joxuñu. yàq comme. liggéey di yàq kay amul comme. non comme. comme mooy tey bu fekkee dañu la jël ngay liggéey. normalement bu ñu nee daal weer bu dee war nga defal benn bilan. sa bilan normal. war nga génne li nga liggéey lii ak lii ak lii laa liggéey garab lii laa jënd si garab lii laa def mais loolu mënu am. mënuñ gis xaalis kon mënuñ day liggéey di yàq wala day liggéey boobu di def si boppam ñu dàqoo ko après mën nañ ñu tourné waat leen dañ ko jël suñ ko jëlul duñu am médecin ñu ne ko bu dee moom la ñun soxlawuñ ko benn si moom maire jàpp na si ne nañ ko jël buñ ko jëlul dootuñu am médecin ñu ne ko ñun soxlawuñ bu dee loolu nañ tëj hôpital bi parce que soxla ñu ko xamante ni day ñëw di menacer suñu paay parce que ñun paay lañ amoon jamono yooyu ñoo fa nekkoon. donc mën nañ jàpp ni ainsi hôpital bi moo ngi tëju. instant bi non après boobu yoon bu njëkk bara bi loolu passé ñu indil ñu beneen médecin bi ñaari at la fa am 300 la fa ñetti at. ñu wax Fatma Sow dañuy xëy ñëw ñu ne
dañ koy déplacé mu dem daabaale waxuñu ne médecin baa ngi nii waxuñu ne kañ lay ñëw instant bi ñu ngi toog di xaar avant tabaski di taxaw ba léegi hôpital baa ngi noonu taxaw te Koyel ak fii boo doon calculer kilomètres yi defe naa bu mën 11 kilomètres yi mën a 10 kilomètres nga jógee fa guddi teg sa jigéen boo xamante ne mu ngi si problème ak suma ngay rangi yoon bu bon bii nii ñëw fii wala nga jëm poste ak fi ñu xamante ni fa lañu war a mën a fajoo poste ak faale fa nekk na 15 kilomètres loolu dafa métti loolu mooy seen problème. mais tamit est-ce que yéen comme que dem ngeen ba am doole wala sañ-sañu dàq médecin est-ce que tamit waru leen mënu leen woon amu leen moyens yoo xamante ne tey di ngeen dem wutali seen bopp médecin comme que maire wala ñi nga xamante ne ñoo leen ñii lif nanguwuñ leen indi li leen gënal yéen ngeen dem wuti ko. non non bu boobaa ñun gouvernement fan la ñu féetee ñun ko wala suñu commune ñun lan la ñuy jëriñ ñun. pourtant am na ñu koy def. non mais ñun dañu ko def ko pour lan. def ko pour lan. suqali sa gox pour suqali sa gox. non suñu gox rawut nga commencé ñu ñëw jàppale la loolu kay suqali yi rawul ko da ngay commencé ñu ñëw jàppale la mais nga commencé ñu bàyyi la ba kañ kon kañ ngay suqali ko te amoo doole ko amuñu bi amoon doole ko def ko mais amuñu doole ko. mais tey xam nga tey yéen a ni seen poche ngeen bëgg di demee. loolu après loolu avant la. non suñu poste dañ bëgg di demee. bëgg di demee waaw. non dañoo commencé. da ngeen commencé. dañu commencé. parce que li ñu bëgg tey bu dee problème yoon boobu ñuy wax. mën nañu ko defal suñu bopp. non mën ngeen ko defar. non mënuñ ko defar ñun bu ñu ko mënoon def duñ toog ba instant bii nii di si jublu. kon donc ça sera très difficile pour ngeen atteindre seen objectif parce que bu fekkee ni yéen rangé wu leen ci côté maire bi ngeen ni da ngeen di demal seen bopp te amu leen moyens yi defe naa balaa ngay naan da ngay demal sa bopp day fekk nga am moyens yi boo amul moyens yi foog nga boot ci ginnaaw nit mu mën la jàppale nga atteindre sa objectif. kii wax na la ko sànq si biir wax na nee na dañuy commencé di xaar nag képp koo xamante ni mën na ñëw pour jàppale ñu dañu ut wéeru dañuy jéem taxaw am koo xam maanaam dañu bëgg koo xamante ni day jàpp suñu loxo yi dañuy teetee loolu lañ bëgg. mais nekkul ne. donc tey peut-être li mouvement bi juddu bees moo tax nekkagul benn mouvement boo xamante ni c'est un mouvement politique donc mën nañ leen xaar ci jours yi nga xamante ne ñoo ci kanam politicien bu ñëw tàllal leen loxo ngeen jàppale ko ci loolu. loolu nag lañ bëgg mu jeex maanaam xaar ba nga xamante ni yow soxla nga ñëw jox ñu sa bopp après ñu defal li nga bëgg nga dem bàyyi ginnaaw loolu lañ bëgg mu jeex. te et puis kii li mu lay expliquer loolu ci ginnaaw la nekkul pour l'instant nii. même bu nekkoon à actuel nii konoon waxuma la dem utali suñu bopp maximum mais danañu def lu raw loolu. te et puis médecin boobu noonu sax ba mu fiy ñëw ak ni mu fi ñëwee ça va expliquer na la ko même man li ma gën a ñun lu ñu gën a métti mooy actuel mooy bi fi bàyyeekoo ñëw def fi ñetti at ñu ñëw rek nañu dañ ko fiy jël yóbbu ko feneen am na keneen ku ñu leen utal mais balaa ngay déplacer beneen médecin kay na nga indi keneen ba pare nga teg ko fa mais nga yóbbu kee saa nga informer nit ñi sax wax leen ni mu demee. ndax dañ ko fi jëlee rek indi fi keneen ki ñu fi indi ba tey gisuñu ko loolu dafa pour man administration dafa doxewul noonu. mais est-ce que tamit du da ngeen leen bàyyee hôpital bi. parce que tey defe naa sa dëkk bu amee hôpital war nga fexe say ndaw di liggéey ci hôpital bi wala di saytu li nga xamante ne ñooy doxalee hôpital bi pharmacien bi foofu la dëkk parce que nee ngeen yóbbu nañ docteur bi te médecin bi te yéen yóbbu leen. am na ndaxte même pharmacien bi et tout ça ñooñu foofu la ñu dëkk am na yooyu yëpp foofu la ñu dëkk ci sa faali fa la ñu dëkk. donc ñoom yëgoon nañ ñu ngi fa yëg nañ lépp mën mais yëg na li ñuy yëg mooy dañ fi jëlee sage-femme bi loolu rek lañ yëg comme ni ñu ko yëgee ñoom noonu la ñu ko yëgee mu nekk loo xam ne jafe-jafe bu rëy la te ñu ngi koy ñaan muy maire rek ñu ëmb waa affaire santé yëpp ñu dimbale ci loolu nu ñu ci mën a dimbalee mu gaaw kooku ñu wax ñu ne moom la ñuy remplacer foofu mu ñëw ndax askan bi soxla nañ ko. mais tamit nañuy wax ne instant bi ci jamono bi nga xam ne nawet la feebar day bëri. ñu jël benn sage-femme boo xam ne moo nekkoon ci gox di faj ay askan ñu jël ko yóbbu ko feneen tëj hôpital bi noonu loolu catastrophe la. mais est-ce que yaakaar nga ni tamit comme ni ngeen di xeexee yéen ni ngeen bëgg a mënee seen combat muy toog. di ñaxtu maire deful lii est-ce que foog ngeen ni loolu kese réglé na problème yi wala yéen a ngi am yeneen plan de revendication yoo xamante ne ñun ci ay maire nii nangam ñu ngi am ay yeneen plan ñu ngi uti ay partenaires et tout ça te bépp doom déggulum la am na ay doom yoo xam ne ñu ngi ci gox bi juddoo fi yaroo fi yàlla dénk leen alal ñooñu ñëpp ñu ngi ci mouvement bi te pare nañ fépp fu nit nekk foo xam ne yaa ngi ci doomu gox bi ñu xam ne yàlla dénk na alal wala dénk na la xam-xam danañ la seeti pour nga ñëw dimbali ñu ci jafe-jafe gox bi
kon ñun suñu maanaam affaire bi tënkul ci maire rek pour dénoncer maanaam maire daful lii wala daful nangam déedéet te tënkuñ ci dim ne suñu poche kese déedéet dafa am loo xam ne suñu àq ak suñu yelef la dañu ko war a jox dans la vérité ñun loolu la ñu soxla nañu jox suñu àq ak suñu yelef ñun ñoo leen fal suñu xaalis lañ leen di fay pour te dire la vérité ñun solo la ñu soxla. mais ñoo ngi jéem ñoom ñoo ngi def. mais ñoo ngi jéem mais ñoo ngi jéem lan la ñuy jéem. mais ñoo ngi lan la ñuy jéem yow yaa ko gis amul dara lu ñu jéem ñun gisuñu lu ñu jéem moo tax ñuy wax ñun li ñuy wax suñu àq ak suñu yelef la. gisuñu ko. de la vérité loolu moo tax ñu jóg di wax mais pas ay waxu ndax saxan rek wala affaire yi ñun nañ ñu jox lu ñu moom. loolu la li ñu ci mën a jox lu ñu moom ñu jox lu ñu mënul lu ñu jox xam nga su ma jiite ay nit même suñu xamul da nga leen teg ci code bu fekkee moom mënul nañu teg ci code nañu lii ak lii mënuma ko lii kat ngeen ko mën a defal seen bopp ñu defal suñu bopp mais ñi fi ne xamuñu loolu boo demee bëgg leen defal seen bopp yow buñ la signal papier sax duñ ko nangu amul pourquoi ça te ñoom li ñu soxla mënuñu ko jox kon nañu teg ci yoon nañu def leen lii ak lii nangam ñu bàyyi ñu suñu bopp ñu demal suñu bopp mais loolu sax nanguñu ko loolu mooy problème bi. mais tey tamit ñu ñëw ci monsieur Seck est-ce que jàpp leen ni tamit comme yéen la parce que nee nañ uude bi ni mu la gisee rek la lay ëwalee est-ce que gisoo ni tamit peut-être seen bàyyandiku wala seen nelaw parce que mën naa xam ni yéen a ngi soog a yeewu moo tax ngeen créé mouvement est-ce que jàppoo ni tamit loolu moo waral dirigeant yi ku ñëw rek da ngay def lu la neex dem sa yoon. waaw Diallo dama lay remercier ci question bi. mais bala may tontu ci question bi dama bëgg a leeral tuuti ci wàllu mouvement bi. damay dégg bu ñu waxee mouvement bi rek ñu naan politique taxul ñu jóg politique taxul ñu jóg. dëgg la ñoom am na fu ñuy waxee ci wàllu politique taxul ñu jóg mais man damay wax ne mouvement bi ñun dañuy politique. dañuy politique ndax politique weesul nga jóg ngir di xacc dara ngir mu ñëw ci sa gox ngir suqali sa gox bi mais nekku ne dañuy politique ngir am ci benn parti bu ñu wéedu ngir jàppale ko boo gisee ñuy tudd monsieur le maire dafa doon koo xamante ni ñun ñoo ko fal mu nekkal ñu ci ñu war a wax ngir mu dégg ngir mu mën ñu ci jàppale loolu moo tax ñu koy tudd mais bu nekkoon keneen fi ne it ñu ñu koy tuddee noonu la ñuy tuddee kooku mais nekku fi ne dañ fi ne ngir xañ ko siège bu mu toog ngir teg fa keneen non non ñun lu ñu tax a jóg mooy fexe ku ñu jàppale suñu gox bi ba jafe-jafe yi ñu dund mu jeex même bu jeexut it mu wàññeeku boobu te suñu jafe-jafe yi comme ni ñu ko tuddee wàllu yoon mooy li ñu gën a soxla ndax yoon mooy lépp tey boo amul yoon lépp li nga xamante ni bëgg nga ko doo ko mun a am ndax yoon ngay mun a am di déplacé wu di dox say soxla di lijjanti say problème yoon boobu noonu nag dañuy gis maintes fois xam nga ñuy ñëw di def ay natt di affiche ba mu yàgg dootuñu dégg dara dégg na nag mu am lu mu ci wax mais foofu mënaguñ fa dugg ak moom ndax point eggaguñ ci point boobu noonu mais comme ci li nga wax ndax suñuy yaafus la wala kii moo tax dirigeant bu ñëw rek def ñu noo neex jaar jàll bu élection jotee rek lañ koy gis bu jeexee. ci waaw parce que problème yi yàgg na tamit. problème yi yàgg na dëgg la mais dëgg la ku ko gisit mu nga ko jàppee yaafus mais pour ñun du yaafus ñun li ñu ko jàppee mooy comme ñun ci réew bi leen dëkk. war ñu def loo andi benn problème boo xamante ni wala comme si ni ñu gis Sénégal yi def bala lay jàppale ci benn affaire rek foog nga baare yoon sànni xeer taxale ay pono ñu ne non ñun war ñu def loolu war ñu yàq dañu war a defar. dañu war a boo ñëwee si ñun ñu wax la suñu problème toog déglu la dañ yàgg def loolu nag. mais ñu gis ne saa bu ñu ko defee foofu lay mujj yem kenn du ci wax dara ñu ne nag nañu jóg boobu am neneen nu ñu doxee moo waral ñu créer mouvement bi tey mouvement bi si ñu ko créer nii hen ñu ngi ciy yëngatu ñu ngi ciy waxat ñi ñu war a waxat te am nañu yaakaar ne incha allah lépp dina sotti mais nekkuñ fi nag ngir di sànniwante xeer wala non. non tey ñu sañoon ci wax ji la ñuy yem ngir am lu ñu bëgg. bëgguñu yegg fu ñeneen ñiy yegg di yàqati yooyu noonu ñu ngi ci sañoon. donc problème yi bu réglé wul mën nañ leen xaar ngeen di taal ay pono di sànni ay xeer. mais bu ko laajee. pourquoi ça. bu ko laajee ñun suñu gox jaral nañu loo xamante ni. bu laajee joxe suñu bakkan dañu koy joxe. ngir ñu am lu ñu bëgg. lu mu laaj lu ne rek danañ ko def. mais ci moment wax la ñu toll moo tax ñu nekk di wax di def ay conférence de presse di def ay émission ngir dénoncer suñu problème. mais est-ce que foog nga ni tamit wax kese réglé na mbir yi parce que am na ñu leen dàq wax ñoo xamante ne yàgg nañ fi xeex ne ci wax la ñuy basé wu pour régler seen problème mais ba tey dara mujjul antu est-ce que foog ngeen ni wax ji kese dina yëngal mbir mi. dëgg la nekkul nag dañuy wax rek toog noppi non tey wax nañ
mais ñu ngi jëf ndax lu ñuy def tey ñëw fi yéen def benn activité xam nga nettoyer hôpital bi nii tey ci comme li ñuy wax nekkoon dañuy wax rek toog te am na yeneen tamit yu ñuy bàyyi xel ngir def ko ndax bu yoon bu ñu bëgg ñun bu ñu amoon doole mën a génne suñu poste def konoon du ñu xaar état di ñu defaral suñu yoon non non konoon dañuy jóg ndax ñun mën nañu wax sax ñun ci état lañ bokk rek konoon dañuy jóg génne suñu poste defar suñu yoon mais dafa doon loo xamante ni amuñu doole boobu noonu lu ñu man mooy bu élection jotee ñun danañ wate librement doo dégg benn élection lu mu métti métti doo dégg benn problème ci suñu boor dañuy fay l'impôt kon xam nga ne am nañu ay droit ci réew am ni ñu fi amee devoir noonu la ñu fi amee ay droit kon nag dafa doon yoon ñu jox ñu ñun li nga xamante ni ñun moom lañ yelloo tey comme ni nga wax fii sànq ci problème santé comme si poste de santé bi nekk faari fa xam nga tey bu fajkat nekkee ci benn place ñu jékki-jékki nga ñëw rek yëkkati ko fa yóbbu te andiwoo fa keneen kon ñi mën ne gox boobu noonu bëggoo bu ñu feebaree mën a faju bëgg nga ñuy toujours ñuy dëkk ci problème normalement nit bu nekkee ci place di liggéey boo ko fa jëlee war nga fa teg keneen ku ko remplacer ngir liggéey bu doon liggéey mu mën a wéy. fi ma rebondir fi ma ñëwoon sànq ak yow laay rebondiraat tey ku dem ba sañ leen a def loolu mooy sañee def ki nga xamante ne boo feebaree tey moo lay faj mu sañ a ñëw jëlee kooku fii yóbbu ko feneen te indilu la leen est-ce que jàppoon ni tamit yéen la yéen a won maire bi loolu ba mu am fitu def ko. waaw pas ñun kese pas ñun sax. pas ñun ndaxte li waral mbir mi lu ci ëpp bëri ñàkk xam la pour man. man gis-gis boobu laay am. ndaxte maire ba muy ñëw ci gox bi daf fi fekk poste de santé nekkul moom moo ko fi def. comme li la Pape expliqué sànq médecin ba fa njëkkoon ne ñoom ñoo ko doon fay 1 an ak 6 mois balaa nguur di reconnaître poste de santé bi état ba mu reconnaître seen poste de santé bi ci la ci ñoom door a dugal seen loxo comprendre nga affaire bi noonu la demee ñu indi fi kooku noonu léegi nag kooku buy ñëw fii ni ñoom ñoo ko fa indi ci affaire yi kayit la fa ñëwee. buy déplacé tamit ci loolu lay déplacé. ok mais man fi ma gis. pas ñoom de mais information bi moo des. non ma ne donc puisque nee nga poste de santé bi yàgg na fa. état bi reconnaître wul ko woon. te yéen a doon fay ñi fa doon fay. lu tax léegi ngeen dem ba benn moment bàyyi ko état bi bañ ko continuer yor ko comme ni ngeen ko yoroon puisque bi ngeen ko yoree yéen problème mosul am n'est-ce pas. mooy li la kii expliqué ci ginnaaw. il faut nga comprendre loolu. ñoom ñoo ñëw intégré ñu comme li ma la wax fii sànq. di nga ñii ngeen bàyyi leen. waaw ñii ñoom dañuy bëgg lépp luy ndox ci gox bi rek. bokk ci ñoom te ñoom dañ ci def la ci war loolu mooy problème bi. affaire bi nii la demee mais du yaa fus comme que ñun amuñu ñu mën a faj ndaxte kii ñuy faj dañu koy indil. suñu koy jëlee tim dafa am droit yu ñu ci am droit yoo xam ne amuñu ci. te bii sax li waral affaire bi demee nii mooy information bi ñàkk circulé mais jàppoon naa ne bu circulé woon man wax naa ko foofu bu circulé woon gëwuma kii dina dem donte indi lu ñu keneen. information bi ñàkk circulé foofu laay rebondir ñëw ci saa tey dañoo gis ne tamit mouvement yu bëri bu ñu juddoo li nga xamante ne tey mooy seen xeex dinañ dem ba mouvement bi dootuñ ko déggati wala ba mu jógee fi te duñ atteindre seeni objectif te élection bu jotee tamit parce que ñàkk atteindre sa objectif weesuwul tey ngay xeex dara wala ngay xeex ki nga xamante ne tey mooy monsieur le maire comme genre monsieur le maire tey ne ngeen defu fi dara nga perte sa xeex weesuwul ci ñàkk def dara boobu ak say revendication ñu ñëw falaat ko sa population falaat ko ci élection yi ñëw est-ce que yéen a ngi dox ci loolu à la base ci seen population yi di leen sensibiliser ba bis bu élection jotee ngeen bokk benn kàddu seet koo xamante ne tey am ngeen yaakaar ci moom ni seeni problème mën na leen ko fajal ngeen fal ko. waaw fu mu toll nii instant yi nekk nii. xooluñ kenn. ñun suñu mouvement dañ ko fal dañ ko taxawal rek en attendant. xam nga mouvement moom doo ko taxawal rek ut koo xamante ne moom ngay taxawal si mouvement bi. mouvement bi boo gisee ñu taxawal ko ngir suñ jafe-jafe la. du ngir maire moo tax ñu taxawal suñu mouvement. te lépp loo xamante ne yaa ngi koy def maire si boppam su taxawee yaakaar ne suñ gox bi foofu lay faloo nag foog ay dàllam ut fu muy dem suñ gox bi ñun pare nañ lépp amul dara luñ fa bàyyi même liir yuy juddu sax
wax nañ ak ñooñu maire moom bu mu yaakaar dara suñ gox su fekkee ne bëgg na suñ gox am fa dara na góorgóorlu si yoon bi su góorgóorlu si yoon bi suñ gox moom peut-être mun naa am dara mais nag en tant que bëgguñ amuñ luñ bëgg moom maire moom carrément je suis désolé. parce que moom déjà moom jàpp na ni day faluwaat considéré nar na taxawaat pour samp ndëndëm pour faluwaat est-ce que ok ba tey lijjantiwu leen parce que comme ni ko gars yi di waxee politiciens yi duñ la defal dara xaar ba élection jot ñuy soog ñëw di la gestu pour nga mën leen a falaat. loolu ma ñëw. loolu am nañ ko ñaari yoon ba ñetti yoon. élection yi dañuy waajal rek gars yi ñëw ak seen peinture man sama bopp maa dem ba fekk 4x4 baa ngi taxaw ñaari saak ciment moo fa nekk ma ne leen bu doon ñaari saak ciment mooy defar yoon bi man defar naa ko billaahi wallaahi ay rëdd ay saak ciment dem di def ay borno yu ndaw loolu lu ko fi jaar soo mënoo ne ñu mënoo ñu ut keneen ku ko mën mu defaral ñu ko. non parce que problème bi du yéen kese problème yi yàgg nañ fi dëkk yi maanaam yàgg nañ wax loolu maire ci maire à chaque fois mais dañuy gis ni à chaque fois bu élection jotee du tee nit ñi falaat ko ba ñenn ñi moo ngi leen jàppee du ma tudd turu dëkk bi mais am na ñoo si xamante ne moo ngi leen jàppee ni ay ginaar leen maanaam boo leen wisalee rek boo leen maanaam lu problème yi bëri boo demee ba wisal leen rek dañuy ñëw. waaw loolu mooy politiciens yu njëkk yi yu fa nekkoon boobu mouvement yi créé wuñ ko. xam nga mouvement moom buñ ko créé wul. kenn du am fooy sukkandiku. da ngay xool rek Medoune sama xarit la mu ngi si parti bi xaaral mu ngi neexle si parti bi xaaral ma dem neexle ànd ak moom neexle. mais buñ demee ba former mouvement instant yi nii ñun ñëpp suñ bakkan si mouvement bi lañ ko teg. mouvement bi fu mu ñu joxoñal foofu la ñuy dem. amul ñu xool bii politicien neexle na naa dem faree si moom non mouvement bi ñun ñëpp foofu la si mouvement bi la ñu jël instant yi daal mouvement bi mooy suñu imam lu mu kabaar ñu topp si kaw. donc mën nañ jàpp ni yéen peut-être taxaw ngeen pour xañ maire li nga xamante ne mooy peut-être élection. su nangoo ci kaw suñ luñ bëgg. donc maanaam léegi bu leen defalee li ngeen bëgg rek élection yi ñëw da ngeen di àndaat ak moom. ñun ku ñuy defaral luñ bëgg moom lañ soxla. là est-ce que non foofu laay ñëwaat est-ce que jàppoon ni loolu tamit problème bi la parce que tey depuis bu yàgg defalu leen dara xaar ba élection ñëw mu defaral leen ngeen falaat ko est-ce que jàppoon ni mu leen jàppee woon avant muy def loolu di ngeen gën a dund loo xamante ni moo gën a pire loolu. non nekk. loolu mënul nekk. non mën na nekk. mënul nekk actuel 2021. mars 2025 élection maire mais xam nga politique dafa nekk loo xamante ne non suñu projet yi ñu am pour suñu gox bi wala jafe-jafe ñu ngi am suñu gox bi dans un an maire mënul réaliser loolu nit mandat bi dafa jeex instant yi di mu nekk nii non mën na 19 moo fi bàyyi mën na ko def mandat yi la passé parce que yoon bi man jàpp naa ni bu dee yoon bi kese seen combat yoon bi kese la mënul réaliser yoon bi rek mooy suñu combat sax loolu kese donc yoon bi bokk na ci li nga xamante ne mooy li important li leen ëppal important la priorité ok mooy priorité donc mën nañ jàpp ni bu maire defee loolu rek yéen village yi nga xamante ne yéen a regroupé mouvement mi pare ngeen pour jàppale waat ko ci élection yi ñëw. non xam nga bu ñu waxee ne bu defee yoon bi ñu falaat ko kon day niir na ñun dañ taxaw ngir contre ko. non taxawuñ ngir contre ko. ñun dañ taxaw ngir wax suñu problème. moom mu dégg ko. état dégg ko mu mën ñu si jàppale. élection nag yàllaa xam bu ñu si yeggee. ku ne yaa xam ki ngay àndal mais ñun lu ñu ñor. léegi dama bëgg. xam naa ni dinañu seetaan ngeen wax ko moom carrément ni mu defaral leen yoon mu ñàkk leen ko defaral élection bu ñëwee da ngeen ko fiy jëlee. déedéet non. ni ñu koy wax non da ngeen di wax ji. non xamal la nañu waxante dëgg quoi nañu waxante dëgg. tey bu fekkee ni yéen nee ngeen. même bu non taxawal. mouvement bi bu ñu koy créé maire bu muy toog boobu mouvement bi créé wu. lu toogloo maire. ñun xamuñu ko. lu toogloo maire ñun xamuñ ko. non yéen a ko toogloo parce que yéen a ko voté. ñun ñu créé suñ mouvement bi. ne suñ mouvement bi mën naa fiy jëlee maire. non mën na ko fi jëlee parce que fukki dëkk ak ñett. waaw mais mënuñ créé suñ mouvement rek. fukki dëkk ak ñett jëlee maire. mais kuñ contre non fukki dëkk ak ñett. boobu mouvement bi boo ko génnee si gox bi presque jeexal nga leen. est-ce que yaa ngi comprendre fukki dëkk ak ñett
kuñ fi bëgg a jëlee ak plus ñeneen dëkk yoo xamante ne tey dinañ bokk ci affaire yi. waaw kuñ fi bëgg a jëlee dañ la fi jëlee. waaw tund mel na sabab mbir bi foog ñu bàyyi xel. ëpp na waaw 58 villages la. waaw 58 villages. waaye mënoo lim juróomi dëkk te duggoo fii. waaw mais tey 58 yooyu. boo ci génnee 13 yi. yeneen dëkk yi yëpp ànduñoo ak maire. waaw léegi ñooñu boo leen boolee ak fukki dëkk ak ñett yi loolu jëlee na fi maire. waaw waaye nag dama la bëgg a xam ne mouvement bi ñëwul pour fal wala pour folli mouvement bi dafa ñëw pour liggéey loolu la ñun maire sax bu intégré woon mouvement bi dañ koy jël quoi mu nangoo dox ci acte yi mouvement bi di dox kon mouvement bi ñëwul pour jëlee fi maire wala teg fi maire. waaw léegi bu waaye dans la réalité. non man li fi ma bëgg ngeen fi nga bëgg ñëw dinaa fi ñëw leen teel moo xam la fi nga bëgg ma ñëw dinaa fi ñëw pour maire moom xam na ñun xam nañ ndaxte ñun ñoo ko faloon ñoo ko wooteel en 100%. ndax barki démb am na ku ma wax sax dama wax ne maire ba mu campagne ba des ñaari fan daf ko am ku ko wax na ko boo demul Kër Samb du gagné ma laaj ci information bi ñu ne ma noonu la affaire bi demee ñëw na fa guddi la fa ñëw dam fi muy dem génn dam nga mu demee sa campagne yu dafa dem tëdd la ba mu xëy élection mu gagné. te nga baal ma tuddi ma ñëw foofu te dama dégg mu wax ci côté suñu poste de santé bi. na bu ñu def case de santé bi kon bi nekk Kër Sambakouta lim ci wax ne moo ko financé affaire yi comme ça yooyu noonu te loolu yëpp amul maire lim xam foofu dañ ko nettali na bàyyi loolu te maa ngi dégg mu ngi waxaat mu ne dafa waxoon ne ñu photocopier ay carte d'identité pour ay jigéen yi nga xam ne ñooy accompagner sage-femme bi bu ñëwee pour nefal te defuñu ko te def nañ ko jox ko te bu wéedee na dam vérifier te loolu am na beneen bi maa ngi dégg muy waxaat te loolu moom maa ngi koy ñaan na ko bu mu génnaat ci làmbañam na ñun ñu dëkkee foofu noonu jànguñu moo tax amuñu ko fay faj fii nii quoi ñi fi faj fi ñu dëkk mi ne sax ñu fay faj fa lañu dëkk est-ce que loolu am na te wax boobu bu mu génn ci làmb maire maa ngi koy wax na ko bañ lay wax ne la boo demul Kër Samb doo falu bul ko fàtte de te yaa fa ñëwoon te ña fa fekkoon ba tey ñu ngi fa te wax boobu génn sa làmmañ ne maanaam jànguñu moo tax amuñu bu mu génnaat sa làmmañ c'est la dernière fois maa ngi la koy demandé en tant que maire loolu bu mu génnaat sa làmmañ donc ñooñu ñu ngi fa non ma ne waaw ñi la waxoon ne la boo fa demul doo falu ñu ngi fa ba tey te ñu ngi fa te sa wax jooju dégg nañ ko sa làmmañ te bu mu amaat te li ñu bëgg mooy nga génn ñu ci sa làmmañ bi bañu comme que li ñu digoon mënoo ñu ko defar génn ñu sa làmmiñ bi loolu lañu bëgg. maire dégg na la maire dégg na la dina la dégg laay wax sax. mais dama ni tey man point bi mu bëgg ñëw faa ñu ñëwaat ci. parce que bu fekkee ni tey non say biir wax ni wax nga ko. nee nga bu mu fàtte ni ñi ko newoon. bu fi ñëwul du falu. ñoo ngi fi ba tey donc bu fàttalikoo loolu ba ñëw. dinañ àndaat ak moom falaat ko. merci. man loolu laa bëgg mu leer maanaam maire bu leen fajalee li ngeen xamante ni mooy seeni problème da ngeen koy jàppale waat mu falu fajal ñu problème am ñàkk ñe fajal problème am yëpp du tax ñun ñu ànd ak mu yow pour te di la wérté nga wax la ko maire pour nga fajal suñu problème nga ñàkk ko fajal suñu problème à personne loolu sama personnel man maa ko wax à personne mais nekkul loo xam ne mouvement bi la mouvement bi moom fu gën a xam bootee doomam noonu lay dundee yaa ma gën a xam bu la suñu waaye man en tant que jeune bi nga xam ne maa ngi dëkk Kër Sambakouta intégré mouvement ànd suñu soxla suñu maa ngi lay wax benn affaire mooy lépp digg yoo xam ne diggoon nga ko pour ruq bii te defoo ko bàyyil xel ne digg yooyu boo ko deful jaratul ngay jaar fii bàyyil xel lépp loo xamante ni jàpp nga ne rek loo xam ne nii war nañ koo mën a def loo xam ne dañ la freiné rek bàyyil xel ne ñu ngi ci loolu pour te dire la vérité loolu yëpp nga bàyyi ko xel ñun nekkuñu fii pour fala wala affaire yi comme ça dañuy wax mbir mi yow yaa ñëw nañu seen jafe-jafe gis nañu ko problème bi priorité mooy yoon gis nañu ko amuñu wàllu santé amuñu nangam fal leen ñu fal la ba ñu falee ba tey diggal la ñuy gis mais di suñu benn réalisation benn moo fi am nga koy ndamoo muy poste de Kër Sambakouta te loolu sax ci vote la ñëwee affaire yi vote le maanaam entre Mbàpp Sambakouta ñu def voté conseil yi ñu gagné ko ñu yóbbu ko foofu te xam nga ñàkk compétence weetul ngay jël benn case de santé bi nga xam ne di ko yóbbu benn dëkk boo xam ne mu ngi nekk Kër Sambakouta te boobu poste de santé Falifa mu bu fekkee fukki millions ñaar la wax na la ci financé pourquoi mu defoon ko ci poste de santé Falifa bi mu nekk poste de santé boo xam ne ni bu ngand lay doon boo xam ne dina mën a recevoir tout dëkk yëpp loolu moo gën mais ñàkk compétence jéemul nga jël benn case de santé nga ne yaa ko financé jël koy bëgg fii loolu moo lay xamal ne financé wul poste de santé maire dañu bàyyi xel ci loolu non maire dégg na la te defe naa ni maam li ngeen di xeex moom yaakaaruma ko ngeen amee ko ci li nga xamante ne mooy temps wu Ousmane Gueye quoi peut-être bu beneen maire ñëwee parce que déjà wax ji leer na man bu doon man la personnellement comme li nga wax ni boo ko waxee man mooy fàtte naa leen ko seen problème du ma ci ñëw parce que tey maire lu tax muy liggéey mooy population bi nga xamante ne tey lim leen defal ñu fayee ko ci élection yi mais bu fekkee ni dang ne yow mu defal la defalu la yëpp yow élection bu ñëwee doo ko fal kon kooku dootu la lijjanti donc mën naa wax ni seen problème fi mu ne nii moom pour seen problème entre amu leen lu ngeen wax. waxul 13 villages yi moom problème ngir dëkkam. waaw ngir dëkkam.
waxul tamit ak ngir mouvement bi moom dëkkam la wax. moom li waaw moom dëkkam la wax. donc mouvement bi moom. Kër Samba Kounta moom. donc mouvement bi. ok mouvement bi du Ousmane Gueye ko tax a jóg ngir daaneel ko wala ngir falaat ko. maa ngi dégg si biir wax nga naan bu leen liggéeyalee. ngeen falaat ko ñun xam nga lu ñuy soxla. ku ñu liggéeyal rek. ñun boo ñu liggéeyalee doo ñu gën a am ngor. liggéey bi nag waxuñu day em ci. benn yoon bi kese. donc suñu problème daal non dama ne. donc ku la liggéeyal du la ëpp ngor. donc mooy kooku di nga ko fay. normalement loolu mooy yoon. ok loolu mooy yoon man foofu laa bëggoon ngeen ñëw ko maanaam bu leen liggéeyalee bu élection ñëwee li ngeen koy fayee mooy voter ko. kon mu liggéeyal ñu moo tax ñu fal ko. waaw bu nekkee liggéeyul ñun mën nañu taxaw ne koy liggéeyul te liggéeyul moo taxoon liggéey moo tax ñu fal la bu nekkee ne dégg na si ñu wax ba liggéey voilà ñu dem. maanaam est-ce que yaakaaroon ni bu boobaa du ngeen dund lu gën a pire li ngeen di dund. parce que taxal mandat damay wax prégu ma nga dagg mandat non damay wax prégu ma nga dagg xam nga ñu wax rek mu jóg ne day defar yoon day am ci yoon taxul ñu ne liggéey na déedéet ndax suñu problème du yoon kese dañoo am ñun mën nañu wax ne lépp li nga xamante ni moom la doomu aadama di soxla dafa manqué suñu boor muy lan muy wàllu yoon wàllu santé wàllu ndox wàllu éducation dara la ñu amul ñun. tey puis côté ndox bi sax dara la ñu amul tuuti. côté ndox bi bëgg naa fi ñëw tuuti ndax maire dafa taxaw mu ne moom mooy jël commune bi nga xamante ni am na 9 forages dëkk yëpp am nañ ndox te man ñaari forage laa fi gis si AM mooy boo xam ne PDC moo ko fi indi te forage yooyu noonu PDC samput fi yëpp bi nekk sanc Médina ak yeneen yëpp nit ñi dañ ko fay bàyyi di rooti ndoxu teen mu ne 58 villages yoo am nañu ndox Ngayeen 2 mu ngi nii suñu wet la ne amul ndox keroog njawaraa ngi nii bañ fa demee du ñëw lu ñu doon naan du ndoxu teen ñu ngi leen barragel si forage PDC bi mënuñu ko naan bu nekk sanc Médina dañ ko fay bàyyi dem naan ndoxu teen mu ne commune bi yow am nañu ndox na ko na dem gëstu ji xam li ne askan bi di dund loolu moo gën daal askan bi ñoo ko fal dëkk yëpp amuñu ndox 58 villages yëpp amuñu ndox ñu ngi nii dañuy am problème mu ndox na bàyyi xel ci loolu dëkk yu amuñu kii amul nu mu tudd Ngayeen 2 amul Njaañal fan yi la am mën nañu wax loolu quoi te bu mu amee sax dañoo am problème mu ba tey am robinet yi nekk ci mbedd yi waa barragement ay tuyaux yëpp ñu ngi ko jóor foofu noonu mais amuñu pour moyen sax pour defar loolu dañuy wax ci loolu parce que bu koy ñëwoon parce que ñëwoon pour indi posi ndox moom noonu parce que moom mujj am problème mu taxaw waaw même procès boobu maire jogoon na pour lan bañ procès bi am bur baare procès na saxal procès waaw doo seetlu parce que procès bi dafa ñëw ba indi bagage ba pare après moom it mu yebal fa ay nit politique waaw yebal fa ay nit ay gaskatam da fekk ñi ñu doon gas yoo xamante ne bokkul la parce que jóge ba pare ba posé ba ay bagage ba pare loolu problème dana lu indi daaw mu jëg bi mu xamee ne lii na ko sotti après la retourné gaayam yooyu noonu mais tey dama moo ne moo fi indi fa ndox ma non da ko fekk li muy wax ay ndox yu daf ko fi fekk France toile bi kañ la fi xam nga ñu waxante dëgg waaw peut-être li muy liggéey ngeen xeeb li mu leen di defal ngeen xeeb ne moo ngi liggéey yow wax nga lu maire inauguré am solo ba léegi loo xam ne maire moo ko inauguré mu ngi ko wote budget def ko inauguré ko nit ñi gis lan la amul te chaque année ñu wotee ko budget ana budget ñu koy wote maire dafa fi dara boo fi defee dara war ma li nga fi def chaque année nga wote budget bu ñu lay wooteel ñun gisuñu foo dem inauguré loo xam ne amul man gisuma ko bu fekkee am na na ko wax na ko wax loolu moo gën ñun buñ ko fi fal dañ ko na nga ñëw fekk gox bi ne jafe-jafe ñu ñëw fal la pour jafe-jafe yooyu li laay wër ñu ngi lay ñaan jafe-jafe yi loo ci mën nga def ko loo ci mënul te sa askan di ko defal seen bopp ba buux leen ñu def non ainsi xam nga li ngeen war a def peut-être xaar beneen maire buy ñëw mais Ousmane Gueye à travers vos propos bu déggee li ngeen wax fii mooy maanaam yéen seen problème pare wu leen mu faju parce que defe naa nit ki nit ki tey boo bëggee mu defal la dara foog nga jege ko tamit woon ko ni peut-être am loo ko gëmloo même boo ko dul def am loo ko gëmloo ni bu la defalee lii di nga ko fay mais bu fekkee ni yow nee nga même bu la defalalee doo ko fay rawul nga fal nit ki fal ko xam ne yow mi yaa ko fal loolu jege raw na ko mais loolu dafa ñëwoon indi ay diggéen xamu leen woon ni dina ko defam du ko def lañ bëgg mu def ko na ko def waxul loolu mënul ñàkk kii yow waxu kii nga bëgg a jël def ko au nom du 13 village waaw ci mouvement bi te kii dafa wax ngir propre village waaw kay léegi dañu wax mouvement bi waaw mouvement bi ñun xam nga ku ñu gëm mooy ki nga xamante ni yéen fas yéene na jóg jàppale ñu si suñuy problème mouvement bi daal boppam après bu leen jàppalee ak koo mën a doon bu leen jàppalee ak koo mën a doon
boo ñu jàppalee rek si suñu gox bi. ñu jàppale la. ak ci looy mën a yëngu ngeen jàppale ko. ak ci looy mën a yëngu ndax jàppale nga ñu. léegi tontu ma ci lii maire bu leen jàppalee ci li nga xamante ni moom ngeen di ñaxtu da ngeen koy falaat. bu ñu jàppalee si lu ñuy ñaxtu. ñu jàppale ko ci li mu bëgg. bu ñu jàppale wu ci lu ñuy ñaxtu ñu xool ku ñu mën a jàppale. ñu ànd ak moom mais waxuñ nag ne dañ koy contre jëlee ko fi. waaw ndax ñun ñii rek ñooy wax. waxuñu ne dañuy liggéey pour jëlee ko fi non non dañuy wax ngir bëgg mu xam ne ñun li ñuy dund métti na daf si te moom daf si war a jox daf si war a jàpp. ainsi kon donc mën nañ jàpp ni le maire Ousmane Gueye faluwaatam ci moom la des. ci moom la des. non 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 faluwaatam ci moom la des. le maire mooy mu defal leen li ngeen bëgg. le maire ak mu ñàkk leen ko defal. moom maire bi Ousmane Gueye. wala muy opposant bi nga xamante ni moom lay xaccoot. ak ku mu mën a doon. donc même man mi bu ma ñëwoon. defal leen li ngeen bëgg. bëgg a falu ma laajte commune bi. di ngeen ma koy jox bëgg falu ci mairie bi. ci commune bi non bëgg falu ci commune bi. boo ñëwee parce que defaral ñu suñu gox. ñu jàppale la. ñun bëgguñu koo xamante ni day ñëw rek wax dem déedéet. mais xam nga lu ñu bëgg mu jeex fi dama ne maanaam kii ñëw rek wax dem lañ bëgg mu jeex fi xam nga lu ñu bëgg koo xam ne day ñëw liggéey. non dama ne man nekkaguma maire. tey kon nekkaguma maire. kon tey bu ma ñëwoon ci commune bi. ni li ngeen di ñaxtu. bu ngeen ma falee dinaa leen ko defaral kon mën naa ni di ngeen am confiance yi ngeen dénk ma. ngeen dénk ma waxatuñu bu ngeen ma falee xam nga lu ñu wax. non parce que Ousmane Gueye bi ngeen koy fal loolu la leen wax bu ngeen ma falee dinaa def lii def lee. ngeen fal ko. defu ci dara ba léegi. waaw looloo waral mouvement bi juddu. looloo waral mouvement ci bu ngeen ma falee boobu lañ bëgg mu dënk fi. xam nga lu ñu bëgg. ku ne maa def lii. ñu ne ñu ñoo def lii. mais est-ce que loolu tamit wóor na jënd jaan ci pax. mooy maanaam nga ñëw di liggéeyal commune te yow xamoo est-ce que ñooñu ba élection jotee dinañ la fal. olof da ngay ñemee kaani. effectivement olof def ne ku bëgg dara def dara. boo bëggee nag ñu jàppale la. da ngay def dara da ngay wone dara. mais doo xem ci wax rek ñun bu nekkoon dañuy em ci wax rek. kon mën nañu wax ne duñ bëgg ñu moo waral ñu yëngatu ngir donc ultimatum bu ñuy lancer tous les politiciens yi nga xamante ne waaw aspiré nañ nekk benn jour le maire de la commune de Médina Samar ñu ñëw peut-être jege leen jéem a gëstu ci li ngeen di def ñu jéem leen cee jàppale pour mën a falu buñ bëggee jot ci li nga xamante ni mooy mairie bi. soxlu waaw defe naa ni def non parce que tamit waaw les maires ñi nga xamante ne aspiré nañ bëgg nañ nekk maire am na ñu leen ciy dégg am na ñu leen ciy seetaan am na ñu leen ciy dégg te dinañ ci bàyyi xel ah ma ci lancé waale pic ki nga xamante ni tey mooy notre maire du ma tudd tur bi mais moom bu après dina xam boppam léegi tey ñu gis ni tamit demoon ngeen fi nga xamante ni mooy Pakala FM bi ngeen demee fekkante ngeen fa ki nga xamante ni mooy monsieur le maire ci seen biir kat ne ngeen da ngeen a def émission ba pare moom it mu ñu invité ko moom it mu ñëw dóor émission am ay réponses yi nga xamante ne indi na ko ci seeni propos lan ngeen ñuy expliquer ci daje boobu tey. waaw foofu sax daanaka maire mënu nañ koy bañ a tontu ci foofu ndax man bugguma sax di ñëwaat ci loolu lu bëri à 100%. ndax day mel ni affaire tontuwante la te ñun bëgguñu tontuwante ak moom wala bëgguñu wax lenn loo xam ne day jëm ci tontuwante ak moom dem nañ fa émission lañ fa amoon. samedi ba ñu demee ba yegg si guddi gi sax yëg naa ne dañuy invité maire. mais man dama sawar ci loolu ñu dem émission bañ demee sax sawaay maa ngi koy tooñ ci suuf Habib Mbaye mën na ko comme que maire day ñëw pourquoi ñu xaar ko ñu boole ñu plateau mu ne ma non non gëwuma ne sawaay dina nangu loolu léegi amul problème ñëw leen rek ñu recevoir ñu def émission. après si la ñu def émission ba partie bi jeex deuxième partie bi si la yegg si moom ba mu yegsee mu toog ñu def émission mu jeex ñu génn nuyuwante ak moom. après benn action am ci gars yi pour ma bañ a tudd quoi mënuñu pourtant moom ngeen ñu ko yëgal de mën na ko non non ñun dañu leen yëgal mun bu ngeen ñëwoon yëgal ñu ko ñu jox leen ay idée accompagner leen ci moyen de transport wala affaire yi mën na ko non non. ñun ku wax loolu maire monsieur le maire. non la action yi. adjoint maire. waaw kii mu àndaloon moo wax loolu. ba mu waxee loolu mën na ko non maire sax moom wax na sax si làmbañam ne bu ngeen ñëwoon ñu accompagner la xaalis quoi mais man loolu fekk moom mais leneen bi li ma fekk loo xam ne lu ma dégg sama nopp la loo xam ne ki ko wax action bi la loo xam ne dégg naa ko ci noppam. mais waxu maire moom dañ ma ko nettali comprendre ba mu waxee loolu maa ngi moom taxaw nañu sax di weccante ay kàddu lu yàgg ba gars yi xaw a dem effacé wu bàyyi ma fa woo ma ñi ma àndaloon na ma kañ dem boobu ñu ngi yàkkamti loolu la ñuy wax ma ne ko ñun soxluñu loolu ndaxte mouvement bi doxul ci kaay ma dimbale la en tant que maire déedéet bu fekkee yow am nga loo ñuy dimbale xam nga suñu jafe-jafe damal nga dimbale ñu ko foofu noonu mu dem suñu askan ndaxte mouvement bi askan moo ko tax a jóg mouvement bi li muy jóg pour xeexaloo ko askan bi
soxlawul ko ci maire mais da koo soxla ci poosam muy moyen de transport ak yi ñuy def nii suñu poos dañ ko soxlaa di ko génnee mais leneen li nga xam ne maire bëgg nañ mu jàpp nañu ko mooy ñun foo xam ne nii su ko defee rek askan wi dañ ci gis suñu bopp mais léegi lii suñu ko defee léegi dafay mel ni ci ñun rek la yem te ñun soxlawuñu loolu lii laa tontu leen ak ñoom après mu def émission ci biir émission bi nag sa waaye laaj na ko mouvement bi mu ne ko ànd suqali suñu gox ànd naa ci d'accord naa ci félicité ñu mais mu ne lan lañ fi def loolu la ànd suqali suñu gox da ngay wax li nga def mouvement bi ba mu falee bureau ak léegi yàggul le 8 lui dafagul un mois. mais il a droit aussi mu laaj leen lan ngeen fi def mu laaj waaw lu ñu fi def mooy lan bu ñu ñëwee fexe nañ suñu askan gëm ñu loolu mooy li ëpp solo mooy askan bi gëm la xam li la tax a jóg te loolu def nañ ko organiser nañ fi tam benn point de presse maanaam suñu mouvement bi léegi xam nañu ko dans le monde mën nañu wax loolu ñëpp xam nañ mouvement ànd suqali suñu gox am na commune Médina Sabakh mu ngi concerné fukki dëkk ak ñett xarfu Médina Sabakh fii loolu moom leer na ndaxte bañ béyee ko foofu noonu dem nañ Pakala FM acte la yooyu yëpp ay acte la organiser point de presse acte la lu ñu def la fexe nañ ba askan bi gëm na def nañ rassemblement fal suñu bureau acte la tey ñëw nañ defaat de la réalisation sa fii ñëw nettoyer hôpital bi nga xam ne ni jàpp nañ ne poste de santé bi nga xam ne jàpp nañ ne moo nekk ci gox bi di dund mu nekk fii si koy ñu ñëw nettoyer ko def lépp loolu acte la. est-ce que mouvement bi tamit c'est reconnu est-ce que am ngeen papier yi nga xamante ni. amaguñu papier mouvement bi ñu ngi ko fal bureau le 8 bi passé. pare nañ pour dem uti papier. donc nekkagu leen mouvement man je ne vous considère pas comme un mouvement. bu la neexee nga wax loolu. waaw waaye moom xam na loolu. bu la neexee nga wax loolu. considéré ñu comme mouvement mais ñun considéré suñu bopp comme mouvement. ndax gis nañ fi ay mouvement yu mag yi def ay acte te amuñu benn papier. non mouvement bu bëgg jëm kanam. waaw d'accord nga xamante ne xeex moo la tax a jóg. nga am droit yëpp yi nga xamante ne. parce que mouvement du lu ndaw. d'accord bu ëmb fukki dëkk ak ñett. te amoo fenn foo teg loolu. vous n'êtes pas reconnu. donc yéen tey bu ngeen demoon sax yéen bu ministre ñëwoon fii sax. ngeen ne da ngeen di wax ak moom en tant que mouvement. du leen déglu du leen déglu parce que. d'accord mais ci biir mouvement bi am na lu ñu reconnaître ndax y a des ASC y a des groupements yoo xam ne reconnaître yoo xam ne ñu ngi ci mouvement bi. pourquoi pas yéen ngeen def comme ni ASC yooyu. fa lañ jëm mais dafa waaj ñun mënuñu judd tey rek dox tey man tamit. mais dama ne xamal loo gis lu nekk. waaw da nga koy dox avant tey da ngeen a waroon a dox papier yi moo waroon a jiitu xeex bi. léegi bu fekkee yow uti nga papier pare ñëw reconnaître leen nooy def. non papier moom maanaam sa askan reconnaître leen. papier moom non la priorité mooy nga fexe askan bi gëm la. bi la askan wi gëmee. ok li tax bi leen askan wi gëmee demu leen ngeen wuti kay. ci lañ nekk. yéen a ngi ci projet bi taxaw na. mbir mënul jóg rek. waaw ne comme di créer benn affaire jóg rek ne damay uti kay. donc mouvement bi yéen da ngeen a jékki-jékki rek jóg ne damay créer mouvement. c'est pas quelque chose boo xamante ne da ngeen ko yàgg a togg. ba mu ñor ngeen soog ko non yàggoo leen ko togg. parce que yàgg nañ togg mouvement bi. lu tax mu ñàkk mënul ñëw rek organiser point de presse nga ne yàgg ñu ko togg yàgg nañ koy togg ay idée ay tout ça. kayit yi moo waroon a njëkk. déedéet kayit yi warul njëkk. yàlla kayit yi fu mu war a njëkk ñun gëmuñu loolu. yow fan nga dégg benn mouvement boo nga xamante ni dañ ko créé kayit yi jiitu avant ñuy créé. ñu créé mouvement ban mouvement lenn am na. waaw bëri na mouvement yu ma ci xam yoo xamante ni tey peut-être balaa nit ñi di xam ni sax mouvement moo ngi judd wala kii ñoom réglé nañ seen kayit déjà ba teg ci table bi. si la ñuy soog a xamal nit ñi ne. mouvement bi judd na ñu mëne seen combat. ku ci nekk ak anam bi ngay defee sa démarche. kon moo tax moo yéexal seen combat yéen moo yéexal seen combat. non waaw dañu doog a commencé kii li nga wax dégg nga ko. matagul sax 1 mois. matagul 1 mois. boo gisee ñu créé nekk di lijjantiwaale suñuy papier. nekk di defaale suñuy ay conférence de presse ay kii. dafa fekk ne dañuy dund loo xamante ni dafa métti. dafa métti ñu ne nañ jóg ñu defoon dóor lépp waxaale suñu problème en même temps di utaat li nga tey bu ñu amoon suñu bu ñu nekkoon. dañu am suñu kii lépp légal kon dañuy def tout pour monsieur le maire recevoir ñu toog waxtaan ak moom avant ñuy dem ko doon ci benn émission. xam nga yow wax nga waa ji nee nga bu ngeen yoroon seen i kayit di ngeen fexe le tout. pour monsieur le maire recevoir rek. kon lu tax recevoir gu leen ba léegi mooy amu leen kayit. demandé guñ ko sax. demandé guñ ko amaan ñun demandé guñ sax pour mu recevoir ñu. non moom bëgg na ko ah. waaw bëgg na ko mais ñun demandé guñ pour mu recevoir demandé guñ ko ñun li ñu bëgg. ñu pare juridiquement ñu pare ci. xam ne bu ñu jàkkaarloo moom lu ñu bëgg lu ne mun nañ ko am boobu. tey dem ngeen ci rajo Pakala FM am na tontu yu mu leen tontu. n'est-ce pas am na yu mu leen tontu est-ce que yéen lan ngeen di wax ci tontu yi est-ce que mën ngeen ci ñëwaat tuuti tamit. non fa ñu ñëwaat parce que ñun xamuñu. loolu am na ñoo xamante ne te ñu ñuy seetaan tamit
xamuñ li fa xewoon est-ce que mën ngeen ci ñëwaat expliquer ñu yéen nan ngeen gisee ñëw bi mu fa ñëw tamit parce que mën naa ni c'est une coïncidence xaw ma coïncidence la wala c'est quelque chose qui était déjà préparé nan ngeen man est-ce que mën ngeen ñëwaat ak lu mu mën a doon ak lu mu mën a doon ñun lu ñu bëggoon am nañ ko muy lan ñu jàll suñu message moom bu ko neexee nañu tontu moom politicien la day politique ngir bëgg lu mu dugal ci noppi askanam wi ngir ñu mën ko falaat mais ñun lu ñu taxoon jóg du pour dem ngir moom ñun demuñoo ngir moom non ñun monsieur le maire nekkul suñu problème ñun xam nga lii suñu problème. mais yéen yëgoon ngeen ni moom it moo ngi war a ñëw si rajo bi wala da ngeen. ci guddi gi laa ko dooree même bu nekkoon sax moom moo war a njëkk a def avant que ñun ñuy def ñu del tuxal bësam ngir xaar ñu def ko pare ngir mën a compte ñun suñu yoon nekk ñun xam nga lu ñu suñu neexoon suñu boole ñu plateau ñu ñu bëgg rek mooy suñu message bi ñun na jàll waaw na jàll te lu ñu bëggoon am nañ ko jàll nañ suñu message moom comme tontu na ci ñun am nañ yaakaar ne moom dégg na ko am na yaakaar na ni keneen koo xamante ni yéen bëgg na mu jot si jot na ci mais tamit am na ñu te avantage la ci ñun te moom mu taxaw wax tudd si ñun tudd si ñun mouvement bi kon déjà mën nañu wax ne mouvement bi reconnaître nañ ko te amagul papier comme ngay wax non ma ni am na ñu ma toogal am na ñu naan c'était quelque chose boo xamante ni c'était préparé xaw ma peut-être waa rajo bi ñoo ko préparé wala ñeneen parce que biñ leen invité yéen déjà yëgu leen ni maire dina fa ñëw donc est-ce que ñooñu li ñuy wax information bi rajo bi joxul ñu ko rajo bi waxul leen ko est-ce que du quelque chose boo xamante ne information yi ba ñu yeggee foofu waaw mais moo xam préparé moo xam ñàkk préparé mais ku leen lii waxoon ñun suñu kii wax suñu message jàll loolu la ñu bëggoon ñun déggoon nga ñun suñu woon tey sax léegi plateau ñun ak maire sa pare ñun amul lenn lu ñuy bett ci côté maire bu ko neexoon def émission bu pare ñu def émission bu ko neexoon ñu yegg ñu ne ñu maire lañu ne boole émission dañ ñuy jël te loolu sax laa namoon te loolu laa bëggoon pour maanaam jàkkaarloo ak maire soo ma mënee dimbali ci loolu mu am dafal ma ko sa pare pour tout ñun pour yow ak maire maire ak maire est-ce que attan nga monsieur le maire non ça waay maa ko ëpp doole te doole mooy wax te li may wax gënul ma koo xam ndax dama ko dund ok parce que yow si sa jëmmi bopp ci seen i biir yi wax ne ngeen c'est quelqu'un c'est un il a l'art du langage parce que non parce que nekkul koo xamante ni moo tax yu bëri comme ni ma koy waxee da ngeen di xeex dara dem ba élection jot mu falwaat parce que ci wax ji la leen di daanelee parce que tey man jàpp naa ni lu tax muy def lu ko neex jàpp na ni bu élection jotee fi mu leen daan jaar la leen di jaaraat man day fekk boobu mouvement bi nekkul fi mais ñun ñu ngi fi wax naa ko kenn ñun fi ñun suñu ren mu ngi ci biir suuf maanaam loolu moom donc man mën naa wax ni monsieur le maire donc mouvement bi ñoo ngi fi pour di la préparer pour élection yi di ñëw. ok pas élection yi sax non loolu la maire dégg na loolu. non man préparé wuñu monsieur le maire. xam nga ñu préparé yéen a ngi préparé. ñun préparé monsieur le maire. yéen a ngi préparé monsieur le maire loolu jàll. non ñun préparé monsieur le maire. ñun xam nga lu ñu préparé ku ñëw jàppale ñu ñun kooku la ñuy préparé. maanaam ñu ngi préparé pour kenn jàppale wul. maanaam naxe bi moo fiy jeex. waaw mais nit pour te dire la vérité mais naxe bi moo fiy jeex. ñun nekkuñ fi pour maire waaye ñu ngi pare pour képp ku ñëw pour nax ñi nar ñi nax ñu ne ko naxe amatu fi naxe bi mooy jeex ñu maire ak muy keneen comme nu maire di waxee digee dañ koy jël teg ko fale ñu utaat keneen koo xamante ne dañ duñ ci teyal nag ba ñu gis koo xamante ne dañ def donc maire da ngeen ko fiy jëlee indi keneen waxuma maire dañ koy jëlee yéen li ngeen di wax leen ko tey li ngeen di wax noonu dañuy jàll point boobu dañuy jàll point boobu parce que man jàpp naa ni peut-être li ngeen di wax man fi ma leen di xaar ñemewu leen fa ñëw ñu jàll si leneen yow boo ñëw monsieur le maire nga bëgg yow waaw liggéey comme que jafe-jafe yi si gox bi gisuñ ci dara lu mu dox na fi jógee moom te moom sax dafa màgget non taxawal xam nga leen am na mais kii boo ñëw monsieur le maire non wuy ma taxawal déedéet ñu amul lu ñu bañ ci moom di ngeen ma may di ngeen ma may di ngeen ma may kii mënul toog ni non taxawal di ngeen ma may kii mënul toog ni maire mu liggéeyal leen ak mu ñàkk leen a liggéeyal yëpp bu élection jotee da ngeen ko fiy jëlee. moom mu wax loolu ci dëkkam mu wax loolu. da ngeen personnaliser ci li mu waxee. moom dëkkam la wax jàll si loolu. tey dëkkam la wax na leer tey pare nañ si loolu. du ma wax ci seen gox yi mais nan ngeen gisee li nga xamante ni noonu la mooy gestion mairie bi en général ci gox yi yëpp nan ngeen gisee taxawaayu maire bi ci li nga xamante ni mooy commune bi Médina Sabakh
dañuy romb sax ba ci gouvernement bi nan ngeen gisee nuñ yoree réew mi fi mu toll nii. waaw actuellement nii su may wax comme ci commune bi lay commencé. li ñu fi gis li nga xam ne moom la ñu yoree commune bi. jafe-jafe kose moo fi ne lañ fi fekkoon te ba tey moo fi ne. am na ay nag réalisation yu fi am ci yoo xamante ni ci ay maire la ñëwee wax dëgg yàlla yooyu dañ koy rafetlu. lu mel ne ay poste de santé di ba marché bi et puis defaraat tali bi. xam nga ak lu mel ni fi ñu nekk nii xam nga yooyu yëpp ci ayam la yàlla def mu ñëwee ci gox bi. donc nangu nga ni maire moo ngi liggéey na. teeyal du liggéeyu maire c'est pas la maire. loolu mais moom danaan moo ko fi def ci ayam la amee toog danaan moo ko fi def. waaw merci loolu lay politiquer loolu waxu politicien la mais ñun ñu fi dëkk xam nañ la xew. ñu jàll kon maire defoo fi dara. loolu moom dañ koy rafetlu. xam nga état. bàyyi ñu xel xam ne ñun am nañ gox boo xam ne nii ñu ngi dëkkee fii nii bokk ci arrondissement Médina Sabakh mu booleñ ci recettes yi li gars yi des kon li des mu am nu mu ñu ci defal loolu dañ koy saluer loolu nice wax dëgg yàlla mais en tant que maire ci boppam li nga xamante ni maanaam mooy li mu am trésorier di budget mi ak affaire yi ni comme ça man gisuma loo xam ne ni dañ ne lii maire moo ko réalisé si gox bi loo xamante ni mu ngi ko jëlee si budget loolu man gisuma ko te loolu dama koy ñaawlu man gisuma loolu gisuma lenn loo xam ne ni fii maire inauguré nañ ko ñu ne lii maire moo ko def bés la woote fii la ko dugal man gisuma loolu ci gox bi te loolu dama koy ñaawlu loolu warul mën a nekk. nekk fi maire ba sa mandat jeex amul lenn loo fi inauguré wax naa ko fi sa ginnaaw nga ne ma maire inauguré sa loolu dama koy monsieur Seck. waaw comme ni wàllu mairie bi doxee. commune beeg yooyu noonu. franchement ñun liñ ciy wax mooy ñun gisaguñu suñu bopp ci commune bi. ndax tey boo xoolee. comme ni ñu la wax ci commune bi 58 villages nga jël 13 villages maanaam juróom fukki villages dëkk ak juróom-ñett nga jël fukki dëkk ñett yoo xamante ni yëpp ci benn boor la ñu nekkee di bay di sàmm façon mbay bu ne boo ñëwee nga koy gis ñu koy liggéey di ko andi si tali bi ci distance boo xamante ni mën nañoo xam presque mën na 6 kilomètres ñaar fukki kilomètres sax la ñuy wax ndax presque mën na ko ndax tey boo jaaree yoon bi xen boo jógee poste bala nga yegg kër Samb Kouta kenn xamul ñaata heure ngay diru ci yoon bi te lu ko waral yëpp ñàkk yoon bu baax te loolu yëpp ñoom gis nañ ko ndax jaar nañ fi muy moom mi nekk maire muy opposant ba muy homme politique ba muy ku dëkk ci gox beeg ak ku mu munti doon jaar nga fi gis nga yoon bi ni mu mel xam nga ne ñii soxla nañu yoon soxla nañu tamit wàllu courant ngir lan tey boo bëgg a soqalu wala nga wàllu joxe kër Samb Kouta ñëw ba poste ci soq ak wàll kese tey bu ñu amoon courant suñu dëkk yi ñu ngi am ay machine lu ci mel ni siwal boo demee machine wal moo ngi fa mais doxul mu ngi arrêté bu ñu amoon courant dañ ko ciy monté muy dox feneen ak feneen noonu te loolu yëpp ñoom ñu waroon ci mën a taxaw jàppale ñu si defuñu ko ndax gisuñu ko wanuñu benn visage bu ñu mën a wan ne ñoom ñu ngi ci dox ngir jàppale ñu suñu problème yi dund boo ñëwee ci wàllu santé gis nga mën nañu wax fu mu ne nii yéen wax bërëbu fajukaay yi koxel fii rek lañ fi am te gis nga ku jógee comme kii mu wax jógee ba dëkkam ko Samb Kouta ñëw ba fii yéen ci xaaju guddi ci jigéen boo xamante ni yéen mu ngi bëgg a jot boppam day métti ci ñàkk yoon bu baax ñuy wax tamit ci wàllu éducation foofu tamit mën nañu wax ne defuñ fa dara ndax boo ñëwee ci école yi amul benn école booy xool fii nii bu am mur non nga ñëw encore si salle de classe yi nga gis benn salle de classe booy fekk 2 niveaux yi fa ne benn enseignant di leen jàngal loolu ñaaw na ci ñu ne ñun dañoo war a doon ñoo xamante ñun ëllëg dañu war a diriger maam Sénégal sax laay wax mënuñu am fu ñu war a jàngee ñun bu baax daara boo fi ñëwoon fii li fi ne ci ay daara pourquoi ñun mënuñu am daara moderne comme ñu ko ñeneen ñi amee kanaa bokkuñ ci Sénégal loolu yëpp ñoom ñu xam problème boobu yëpp te déglu moom moo toog à la rajo barki démb ñaay rek Pakala FM di wax ne li nekk fii ci recette mun na dundal département Nioro bi yëpp te mu xam ko li nekk fii nii liy génnee fii nii mun na dundal département Nioro moom moo toog à la rajo wax ko ba sawaay na ko lu tax nga xam loolu ba pare di leen seetaan seen jafe-jafe pourquoi ça. ok donc comme ni nga ko comme que lycée bu mel na sa wax moo amagul miir bu yegg waxuma laa nag yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci yeneen dëkk yi. daara moderne boobu ngay wax amul foofu. te mën naa jàpp ni foofoo ko gën a jege. donc loolu ñëw dafa am fu ñuy génnee foofu baaxul. fañ dem nu muy mën a baaxee. donc ok. moo tax ma ne li ngeen di xeex. am yaakaar si nga fay génne man leen dafa baax pour ngeen xeex si dina jafe trop yow sëñ bi looy yan kàddu nga ñuy indil si loolu. mooy gestion wu bi ñu ñëwee comme ça si doxanu mairie bi. comme lu sama gars yi wax rek.
doxaluñu mairie bi ñun mën nañu wax ne gisuñ suñu bopp waaw li nga xamante ni mooy wax bu gàtt bi daal. mooy ñun gis suñu bopp. 58 villages yi ñu wax bu ñu boo duggoon instant bi di wër 58 villages yi. ba nga ñëw suñu côté xarfu bi da nga xam ne ñii nañ moom ñoom dafa mel ni maire dafa gëmmu seen côté rek. waaw te loolu moo nekk loo xamante ni lu ñu métti la lu ñu naqari moo tax ñu taxawal mouvement bi ànd suqali suñu gox. suqali bi comme dañoo suux nag di ñaan yàlla muy maire rek muy ku mën a doon di ñaan yàlla jàppale ko ba mën ñu suqali. président Abdou Santé. waaw man tamit fi may daanelee sama wax mooy gisuñ suñ bopp amul kenn ku mën a wax ne suñu gox bi nii mën naa wax ne gis nañ ci suñu bopp. mën nañu wax ne commune bi 58 villages la si biir 58 villages yi am na mën naa nekk am na ñu bëri ñu gis seen bopp mais ñun moom gisuñ suñu bopp carrément gisuñ si suñu bopp pour gàttal foofu la. mais à part tamit yoon yi. problème mu santé bi ak yeneen problème la population bi di jànkoonteel surtout ci période bi nekk nii muy période Covid 19 bi yan problème la. waaw problème bi mooy li may wax rek. problème mu feebar faju jafe na fa loolu kay mooy affaire bi rek. jamono bii moom jamono sibiru la. donc yéen loolu rek mooy seen problème yoon yi santé bi ak éducation bi jeex na. amuñu courant ndox mu ngi wax ne dëkk yi am na dëkk yi am ndox dëkk yi amuñu ndox ba léegi. te et puis am na forage yu fa ne nit ñi mënuñu koo naan. ñu ngi koy fi bàyyi di root ci teen loolu jafe-jafe gënu koo rëy te et puis fii ñu ngi fi nekk maraîchage bi gars yi ñu ngi bay sànq ba may ñëw kii teg na saako kaane mu ngi ko indi ba fii di ko jaay 1000 francs et cetera te yoo xam ne foo lañ koy bay essence boo fa demee kanji lu bëri mu ngi ñor fii. mais dañuy am problème pour génn dem jaay ko Gambie lañ daan dugg di ko jaay léegi mënatuñu dugg Gambie gis nga li fa xew dañuy obligé di ko fa téye xam nga di ñu gisee nit ñi di ko jaay par kilo wala lii di yàqu boo fa demee da ngay gis lu toll nii ñu jóor ko ne la fukki dërëm catal loolu. donc man loolu lu ma leen ciy digal lu ma leen ci peut-être suggérer mooy ngeen dem wuti ñeneen ñoo xamante ne c'est des partenaires. ñu ñëw jàppale leen ci loolu ngeen bañ ko wekk ci maire. bu ngeen partenaire pour mu ñëw jàppale ñu mënuñu ko am mais ku fa ñëw ku nekk rek boo ñëwee da ngay am problème mooy lan fii mu jaar beeg si maanaam ñëwukaay bu yomboon rek ñu am partenaire mais ñëwukaay bi mooy yombul c'est difficile problème bi foofu la gis nga bu yoon amoon. yooyu yi ñu jooy day ñëw fii fa lañ jógee ñoom mais welo la ñu indi gisoo loo fi gis welo nga fi gis welo yi kese te welo yi boo mënoon welo da ngay daanu de ci biir ndox ngay dugg di génn gis nga li ma sol gis nga gars yi li ñu sol affaire bi noonu la demee nag. ok donc ñoo ngi ci suñ fin wu émission bi tey boo doon adressé monsieur le maire ak ñi nga xamante ne ñooy gouvernement bi le président Sall et son gouvernement. yan kàddu lay doon lan nga leen di adressé. waaw bu may adressé damay njëkkee ci monsieur le maire. di ko wax na ko ñun ñu ngi nii say doom lañ si moom lañu bokk mënuñu koo bañ. ndaxte moom mooy suñu maire moo ñu jiite commune bi ñu ngi koy ñaan mu gestu askan bi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund. muy li wàllu yoon santé courant ndox mu ngi leen la matale ne ndox waaye ndox mi maa ngi koy yëgal na ko matul ba tey na gëstu ju loolu wàllu santé bi tim li ñu ko ci wax na ci def effort yoon bi na ci def effort métti na trop état Sénégal ministre bi yor wàll yi ma laal yëpp maa ngi leen lancé appel bi message bi ne leen Sénégal am na gox bu tudd Médina Sabakh nekk arrondissement nekk commune aussi. loolu xam nañ ko. commune bi mu nekk am na dëkk yi féetoo ci xarfam bi ñu ngi noon fukki dëkk ñett mais mën nañu wax ëpp nañ loolu am nañ jafe-jafe yoon am nañ jafe-jafe ndox am nañ jafe-jafe faju am nañ jafe-jafe lampe courant ndax luy xuy seen village yi ñoom ñoo koy lijjanti seen bopp di ko def ñu ngi leen di ñaan ngeen dimbalañ ci loolu xam ne Sénégal lañ bokk carte d'identité nationale lañ yor te ñu ngi dëkk ci frontière li gën a garaaw ci frontière ñun ak Gambie lañ dëkk da ngay gis ñuy obligé di jaari Gambie te loolu nekk na loo xam ne gàcce la si ñun ñuy feebar ci dem dafay ji Gambie te ñu ne Gambie suñu biir la nekk ñun ñoo ëmb Gambie wala lu may tooñee Gambie ñun ñoo nekk seen président xam nga loolu nekk na loo xam ne gàcce la goo xam ne ñu ngi koy dund ak suñu mbokk yi ñu ngi leen di ñaan ngeen dimbalañ ci loolu lillahi wa rasuli maa ngi remercier nag aussi ñëpp di remercier BC Media di remercier en tant que Diallo Sow Youssouf Alfania Ismaïla yéen ñëpp maa ngi leen remercier di leen encourager di wax ne ndaw yu mel ni la gox bi bëgg te yéen a ngi ci ñu ngi leen di ñaanal ndam rek ci kaw ci kanam ci lu baax ñun de ñu ngi ci biir adhéré nañ lépp lu mu laaj ñu ngi ci biir incha allah ñu ngi lay remercier ba di remercier nag la mouvement ànd suqali si ko li ko dagg ci président Arona Diallo nekku fi mais mu ngi fi di am moo action vice président Aliou Seck
Pape Ousseynou Touré Falifa président organisateur Mamadou Diallo ñu ngi leen di remercier bu baax di leen sant bu baax di leen jaajëfal di sant aussi man tim fa ma bayee ko sama village natal di Kër Sambakouta maa ngi leen di remercier bu baax di leen sant bu baax et puis jeunesse bi ñëwoon nañ ci bay mi ñoom ñëpp bañ leen wooye wéy su nen maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm sama chauffeur moom ak Matar Daouda di ko sant bu baax di ko gërëm bu baax di la remercier encore yow itam question yi macha allah jaajëf ñu ngi lay ñaanal jàmm ndam rek ci kaw ci kanam ci lu baax. ñu bokk ko ñun ñëpp tey monsieur Seck yow nga en tant que vice-président je vais dire mouvement bi looy dénk ñi nga xamante ni ñoom ngeen yilif muy population wu fukki dëkk ak ñett yi nga xamante ni ñoo leen indi. waaw li ma leen di dénk mooy ñun seeni doom lañu te dañu jóg ngir suqali suñu gox bi. loolu moo waral ñu créé mouvement bi tuddee ko ànd suqali suñu gox. dañ bëgg suñu gox mel ni yeneen gox yi ci li ñu am muy ci wàllu yoon wàllu santé wàllu électricité wàllu éducation wàllu ndox loolu yëpp dafa doon loo xam ne soxal nañ ko te ñu gis ne manqué na ko moo tax ñu jóg ngir wax si ngir ñu mën ñu ci jàppale ñu ngi leen di tàllal loxo ñoom ñëpp nag wax leen ne leen mouvement bi nekkul mouvement boo xamante ni politique ngir parti la non non nekkul ne dañuy contre monsieur le maire wala dañ ko fi tegaat wala dañ fi teg keneen wala dañuy contre opposant bi noonu dañ ko créer ngir ku ñu jàppale ngir suñu gox bi jëm kanam ñu ngi leen ci woo ñeen ñëpp waaw di leen tàllal loxo di sàkku ci yéen ñaan it di leen wax ne seen i doom lañu ay ndaw lañu te bëgguñu lenn lu dul suñu gox ndax moom lañu am kon fu ñu dem fu ne suñu gox la ñuy demee ngir yàlla ñu ngi leen di tàllal loxo ngeen jàpp ñu si yokku ñu ñaan ngir gox bi mën a jëm kanam ñu ngi jégul nag ci kàddu yi bu nekkee wax nañ fi loo xamante ni xen du lu jaar yoon ndax wax moo jafe te xam nga émission bi ni mu ñëwee si ñu nit xam nañu bett mën nañu wax ne ndax dañu ñëwoon ngir liggéey rek xamuñoon ne nii lay demee mais ñu ngi si jégul bu nekkee wax nañ si loo xamante ni daal du nuñ ko waxee quoi di leen remercier yéen ñi nga xamante ni yéen ñu may opportunité yéen waa Bici Média di ko jaarale si sa tur en tant que monsieur Diallo waaw di la remercier bu baax a baax franchement ku baax nga xamante nañu mën ak yow bu baax di remercier ñi nga ànd ak ñëpp di leen wax merci beaucoup jaa ngeen jëf ok moom gis naa ne ku ragal maire la wala kuy méfier wu ci moom la parce que tout le temps ci ay kàddoom mooy loolu day jékki-jékki laat di defaraat tey sëñ bi yow lan mooy doon sa dernier mot. waaw di wax ne rek ñu ngi wax li ñuy wax suñu wax bi yëpp ñu ngi ko dénk maire ndax moom moo nekk suñu micro nga xamante ni moo ñu war a jàllale si état te defe naa képp kuy sénégalais loo am doole état mu la ëpp doole kon ñun ñu ngi jël suñu kattan ak suñu man wala suñu xam-xam lépp wér ko état di ko ñaan mu dimbali ñu suñuy problème suñu wax yëpp foofu la mouvement bi ànd soxla suñu gox maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp du lenn pour lan ñu soxla ko rek ñu ngi ñaan képp koo xamante ni war mën nga ñu dimbale si suñu jafe-jafe nga dimbali ñu ok sëñ bi yow lan mooy doon sa dernier mot. waaw man comme ni ko gars yi waxee rek. sama dernier mot du dara lu maire rek moo ñu mën a déglu instant yi maire moo ñu mën a jàppale. ci lépp lu ñu soxla te boo gisee li ñuy wax nii yëpp pour maire man ñu dégg xam ñii ci liñ nekk dañ ciy déggu léegi di jaajëfal gars yi fi nekk yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax. yéen waa Bici Média. di la remercier bu baax a baax gis naa seen liggéey. te gis naa seen taxawaay ba yàgg naa si Bici Média. ok kàddu yi rafet na. di leen pas frontière quoi. incha allah dina ko dégg ah. kàddu yi rafet na tey ñu seen mouvement ànd suqali gox la woon àndi suqali sunu gox. mu nekk mouvement bu juddu yàggul am combat bu ñuy mëne. bëgg ko mën a yàlla na leen yàlla jàppale ci loolu tamit ba li ngeen xamante ni moom ngeen di yootu mu antu seen émission droit dans les yeux la woon avec votre ami et frère Abdoulaye Diallo di leen jox dig daje ci beneen numéro ak beneen mouvement wala beneen personnalité incha allah. merci beaucoup.